le fils de Double Less, l'enfant de Malifara waaye tamit l'enfant de Guédiawaye muy préparé lu am solo jëmale ko ci caravane bi nga xam ni daf koy def at bu jot ren nag mu am coppite yum ci indi loolu dinañ ci waxtaan ak moom waaye mu feggoo ak Max Mbargane xam ngeen ni Alpha Production jox na ndéwénal lu am solo ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu lutte traditionnel teg 2 millions tudde ko docteur Macoumba Diouf loolu Max ma nga fa woon bu ñu dëxëñee loolu yëpp daal di buural ci li nga xam ne moom mooy émission bi Max Mbargane. dëgg la Alaaji Malick ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di baalu ñëpp àq ci koor gi ñu génn di baal ñëpp àq di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko def li may wax rek wax nga dëgg xam nga nit ñi doon nañ am njortu ci ne bu ñu naanee ndox dañuy delloo buum ca booy booy ba wax nga dëgg Alpha joxe na ndéwénal face à face yu mag am na ci waaye loo ci mënti dégg grand combat ñàkk ko seetaan dara wóoru ci Alaaji Malick. grand combat ñàkk ko seetaan dara wóoru ci ñu toog tey ak le grand champion muy Balla Gaye 2 wax naa leen ni duutul ku ñuy présenté mu nekk xale bu nga xam ni li mu def ci làmb ay moroomam ñi ko ci def bariwul parce que juróomi at mu def ci lépp lu mu ci war a def képp kuy champion nekk fii tolloog moom jamono mu am nu mu jëflanteeg yow daan la waaye tamit ki nga xam ni moo doon daj dëpp gi nekk kang fóore gi di Yaxya Jóob Yékini roi des arènes pendant 15 ans kenn daanu ko moom moo ñëw daan ko jël raay roi des arènes loolu rek doy na way waaye bëre naag ay moroomam bëreeg ay magam dégg daali ca ba nga xamante ni war na ko caa dégg àll bi lëndëm lool mu xuus ci di jàll nekk doomu Casamance fier de l'être nekk doomu Guédiawaye fier de l'être moo tax li nga xam ne moom lay def at bu jot li ko gën a soxal tey li gën a nekk ci xolam mooy jàmm dellu si ca Casamance loolu ci lay dox ci lay wax ndaxte moom icône la moom exemple la moom itamit référence la di doomu Casamance mu ni man bala maa am lu ma neex jàmm dellu si ci Casamance qu'on dépose les armes que la paix revienne en Casamance moo tax mu daan def caravane boobu tuddee ko caravane de la paix ren nag mu am coppite ndax 72 heures pour la paix et le développement en Casamance ñu war ko def du 21 au 23 juillet 2016 waaye bi yoon fii ci Guédiawaye la lu waral coppite yooyu ginnaaw bu Balla nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi ci côté boobu Balla ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Sen TV. waaw Malick maa ngi lay fay di la nuyu bu baax a baax ak suma papa Max Mbargane di leen jaar di leen balaax di ñaan yàlla boole ñu baal ñu ñëpp ak mbooloom jurit di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu suma sëriñ suma xarit sëñ Bassirou Bara di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér di nuyu suma mbokku Casamance yi ak mbokku waa Guédiawaye ak supporteru Balla Gaye numéro 2 yëpp fépp fu ñu mën nekk ci àdduna rek maa ngi leen nuyu di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay. alors ñu jëm ci caravane bi bii yoon ñu def ko 72 heures mais jénnuloo Dakar pour dem sillonner la région naturelle de Casamance da nga ko def ci fi nga xam ni moom mooy Guédiawaye ñu ciy xaar waa Casamance waa Waalo waa Gambie waa Mauritanie waa Guinée-Bissau ak ñëpp ñi nga xam ni dañuy safoo Balla Gaye te jàmmi Casamance soxal leen lan moo waral coppite boobu ren jénnuloo est-ce que li nga bëreewul daf ci joué wala lan. non même bu ma daan bëri dama daan bëri daan ba pare yàlla dogal ma dem def ko Casamance. mais ren opportunité yi dafa bëri ba nga xamante ne tey boo nee Casamance moo génnee Sénégal. Sénégal mooy Casamance. Casamance mooy Sénégal. benn la parce que lépp benn la. lii ñoo faire la force. mais aussi tam ma lay xamal ne boo demee tey Guédiawaye doomu Casamance mu ngi fa doomu Joola baa ngi fa doomu Soose baa ngi fa. boo demaa tamit Grand Yoff aussi tamit c'est la même chose nga dem Thiaroye c'est la même chose tey doomu Casamance yi nekk fépp fu ñu nekk si àdduna ñëpp tey am lu ñu doon xaar ren yàlla dogal bëriwuma ñu changé idée yi yokk xel yi yokk xalaat yi. gis nga image yaa ngi noonu mu lay fàttali li nga xam ne moom mooy sa région naturelle ak caravane yi nga daan def autorité Casamance yëpp jénn population Casamance jénn ngeen jël gerbe de fleur bi sànni ko ci biir dexu Casamance gi loolu yëpp di wane ni yow tànku jàmm yàgg nga ko dox ci Casamance def nga région naturelle bi yëpp mais bi yoon indi nga ko fii. waaw bii boo gisee ma ñëw def ko fii doomu Casamance yi dañoo fay nekk mais nag taxul tamit aussi tamit ñoom ñu nekk fii rek ñoom ñëpp dañuy ñëw ak ñuy jógee Casamance aussi tamit dañuy ñëw kon ni nga ko waxee léegi ñuy jógee Guinée-Bissau ñuy jógee Gambie ñuy jógee Mauritanie ñuy jógee fu ne waaye rawatina bii ren ji dafa nekk spectacle boo xamante ne ci doomu Casamance yi wala la paix en Casamance la ñu ne tey loo xamante ne Sénégalais yëpp dañoo bëgg aussi tamit ñu gis ci seen bopp waa Guédiawaye gis ci seen bopp waa Sénégal gis ci seen bopp waa Casamance gis ci seen bopp waa Guinée gis ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp moo waral tey ñu indi ko fii. alors mu nekk lu nga xam ne am na innovation de taille parce que bu ñu gisee ci alxames bi li ngay njëkk a def ginnaaw bu ñu ñaanalee
suñu way dawle yi wàcce kaamir ñaan jàmm wàcc Casamance ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci conflit bi yàlla xare leen ajana buñ ca jógee da ngay inaugurer monument arrêt Double Less parce que arrêt Double Less yàgg dañ ko dégg Double Less lu nekk def na ko ci réew mi waaye amagul dara lu ñu mënoon ni dut baaraam ñu lii kat dañ koy mandargaale champion boobu di Double Less def lu nekk au Sénégal et en Afrique tey ngeen jël monument bëgg ko tuddee lu waral lu ne mel. waaw sant yàlla xam nga nit ku nekk da nga ñaan liggéey bu am njëriñ ci sa réew nekk mbër rek du tax a ñàkk solo sa biir réew. dëgg la leader opinion boo ko déggee mooy da nga am njëriñ. ci sa biir réew parce que sport rek moo mun a boole. dëgg la sport nga mun a def te ñëpp bëgg. xol yëpp tooy. suma papa nekk mbër man ba may dégg arrêt Double Less yàgg na ba tax na may dégg rek arrêt Double Less yàlla dogal musuma gis monument. musuma gis lenn loo xamante ne arrêt rek laay dégg. ma ne nag yoon la aussi tamit ma delloo ko njukkal en tant que papa. en tant que champion d'Afrique. tamit nit ñi bu ñu fàtte ne sama baay li mu def ci làmb yàlla dogal na ñëpp ay mbër lañ mais sama baay li mu def ci làmb am na bàyyi mbër yoo xam ne defuñu ko ci làmb bu wax bi ñaawee tamit si nañ ma baal ci kàddu bi parce que du ko liggéey nañu yem ci rek waaw père Double Less waaw dama jum waaw représenté na réew mi fu nekk raaya bu nekk indi na ko ci réew mi hymne national du Sénégal rëkkalu na ko bitim réew ndax jaloore yi mu doon def kon tey mérité na reconnaissance su àdduna bi reconnaissance su réew mi waaw mooy li ma la wax rek ñu baal ma ci kàddu bi ni ma ko waxee xëy na dama jum mais ba tax na mooy li ma la wax li mu def ci Sénégal def ko Afrique rafet na tey liñ ko waroon fay yëpp fayuñ ko mais man nag li ma mën ak li ma xam ak sama mbokk yi ñoom bu ñu ñëwee ñu gis monument boobu ñu xam ne doom teral na baayam te doom ju nekk aussi tam da ngay ñaan yàlla teral sa baay dëgg la teral ko biir teral ko biti donc alors bu ñu jógee ci loolu ñu war a def marche blanche muy nekk xam nga weex ku ne xam na ni dafay symboliser jàmm ndax bu ñuy wax jàmm drapeau blanc moom la ñuy tàllal bu ñuy wax jàmm dañuy bàyyi pitax yu weex ñu naaw loolu yëpp di symboliser jàmm bu ñuy wax jàmm ci l'islam yi tamit drapeau bu weex boobu daf koy mandargaal tey ngeen war a def marche blanche à travers les artères de Guédiawaye pour sensibiliser waat soññi waat nit ñi ci ñu delloo si waat jàmm ci Casamance. waaw loolu mooy lu normal nit sax balaa moo def benn activité day fekk mu am jàmm parce que fii lañ ko fekk fii lañ ko bàyyi tey nit mënul def activité te lekkul ba suur wala xelam dalul bu yàlla dogalee aussi tamit kon li nga ko waxee léegi ñëppay def marche def tout blanc def jàmm ma ànd ak samay mbokk ñëpp ñëw ñu ànd def blanc ay surprise yoo xamante ne yoo xam ne mënuñu koo wax mais bu wës baa lu rafet lay doon di ngeen xam ne lépp dëgg la waaw te tey le sport au service de la paix et au service du développement de la Casamance loolu la ñuy wax Max muy lu am solo ndax tey làmb ku ne xam na doole bi mu am Balla Gaye li mu représenté ci Casamance xam nañ ko li mu représenté ci Guédiawaye xam nañu ko li mu représenté ci sport au Sénégal xam nañ ko wax na ko leader d'opinion la personnalité la ci wàllu wi mu nekk muy woote jàmm ni man kat balaa may def dara sama xol sedd na ci jàmm jiitu kon loolu am na solo surtout jàmmi Casamance. waaw xam nga loolu initiative boobu dañ koy rafetlu. ndax depuis bi mu ko commencé di ko def suma jumul bi mooy 6e édition bi su ma jumul. xëy na it ma jum. mais loo ci mën di dégg moom dafa juddu fekk fi loolu. dëgg la kon bu ci juddoo ba gimmi di doomi foofu gis ne ñëpp a ngi ñaan jàmm rawatina moom fi bokk te it boo waxee ñu déglu ko ndax porteur de voix la. bu ko defee nag te gis nañ ne depuis bi mu ci yëngu ba léegi yàlla nga ko ciy defal ndam ndax gis nañ ne mbir mi ngi saafaraw. dañu bëgg nag mu saafaraw une bonne fois pour toutes. ndax jàmm ji képp même ñi dëkkul Casamance kuy sénégalais même ñi ne bitim réew bëgg nañ jàmm ji. kon duñ def lu dul di ko ci ñaanal rek mu am ci ndam comme nañ ko daan ñaanee. yal na ko ci yàlla defal da koy njortam. ndax jàmm ji nag bu la ci kenn ak Alaaji Malick Sénégal yëpp ko bëgg. jàmm ji Sénégal yëpp ko bëgg te Casamance dafa nekk le poumon économique du Sénégal man dama bëgg Casamance j'aime la région naturelle de Casamance su ma duggee oto romb Casamance gis àll bi ak potentialité yi fa am ak ni mu neexee ak waa Casamance ni ñu bëggee doomu aadama ni ñu bëggee liggéey ni ñu fonkee liggéey fonk yi tamit nit ñooñu je crois que tey bu jàmm amoon foofu niveau de développement bi ñu nekk dinañ ko dépasser bu yàgg mais boo xoolee suuf sa fa nekk ñu war ko exploiter tey ay mine antipersonnel nekk fa ñëwee wu ñu dem ci àll bi pour exploiter ko nga xool tey jàmm ji li ko bloqué li nga xam ne bu jàmm ñëwoon lépp dina ubbeeku ci Casamance loolu yëpp tey je crois que kenn ku nekk war nga ci xar sa tànk tubéy moo tax ci ajuma ji dinañu wonewaat encore taar ak
koom-koomu région naturelle Casamance parce que dina am exposition ci figure ak site historique yi nekk Casamance. dina am également promotion touristique de la Casamance parce que la région naturelle de Casamance dafa nekk une destination bu nga xam ne c'était une destination privilégiée ci wàllu monde touristique bi mais ñu dem ba conflit bi tax ba tourisme bi xaw a dolli gannaaw ñu bëri bëggatuñ fa dem nga gis sax yenn sites yi ñu ciy bind destination Casamance déconseillée mais man dama fa dem daje ak ay acteurs am na ci ku nga xam ne Annie Dupéret un grand artiste un grand acteur de cinéma français ba ma ko gisee daf ma ne Malick je me sens plus en sécurité en Casamance que dans les métros à Paris donc xëy na la ñuy wax yépp sax nekkul foofu ci wàllu ñàkk jàmm mais jàmm ji du doy jàmm dañ ko war a gën a yokk gën ko suuxat jàmm du doy produits naturels yu jógee Casamance dinañ ko exposé waaye nag li ci ëpp solo ball mu nekk symposium ca salle de conférence bu Grand Théâtre ñu war ci waxtaane lu am solo waaw symposium boobu tamit aussi lu am solo dëggantaan mooy nekk symposium boobu parce que dañ fay kilifa yëpp dañu fa ñëw bëgguma sute seen tour ñëpp rek waaw mais ñëpp cadre Casamance yëpp jox nañ leen convocation pour ñu ñëw ci bis ba. thème bi nekk regard croisé sur le processus de reconstruction de la paix en Casamance. maanaam naka la ñuy weccoo xalaat weccoo gis-gis ci jàmm ji nga xam ne moom la ñu nekk di ko suuxat pour que Casamance gën a suqeeku gën a delluwaat fa mu nekkoon ca place am. waaw mooy li wax rek kon taana ko tënk nga wax jëm cadre Casamance yëpp kàngam yëpp woon nañ leen ku sa xel nàcc. loo xamante ne dañ ci waxtaane pour jàmm am. pour ñu waxtaanee ko lépp doon benn. mooy symposium boobu nga xamante ne symposium boobu solo la. dañ ciy waxtaan suñu kilifa yi suñu papa yi ñoom ñëpp dinañ fa nekk. kon ñoo ngi jox ñëpp rendez-vous ci bis boobu ndax bis bu am importance la ci ñun. dëgg la dinañ ci waxtaanee dinañ def état des lieux de 2012 à nos jours dinañu càmbari tamit lu jëm ci wàllu ban rôle la information maanaam ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci wàllu tas xabaar ban rôle la ñu war a jouer ci processus de reconstruction de la paix en Casamance parce que kenn ku nekk am nga ci cër rawatina ñun ñu nekk ci média yi parce que média dafa am doole te média tey lu ne mën na ko defar waaye lu nekk it mën na ko yàq. kon nañu bàyyi xel ci loolu. éducation yi tamit naka la ñu mën a def ba xale yi Casamance yi war a jàng ci jàmm tekki les cadres Casamance yi fi ñu jaar parce que Casamance li ma mus a neex ci doomu Casamance yi ma daan bokkal classe dañu ràññeeku ci xel mu ubbeeku dañu ràññeeku ci mun jàng macha allah. kon tey l'éducation am na solo gala de la paix au Grand Théâtre ngeen war ko def aussi avec le grand Youssou Ndour. waaw kon ni nga ko waxee rek lépp ci jàmm la parce que war nañ fa dem génne fépp fi nga xamante ne jaar nañ ko ci Casamance. ci kilifa yu ñu jaar ak waxtaan bi nga xamante ne mooy symposium bi nga xam ne wax nga ko. ñu fa doon waxtaanee en Casamance ñu bëri xëy na peut-être amuñu chance pour fekkee ko wala amuñu chance aussi tamit pour ñu gis ko mais Grand Théâtre bi incha allah ñu ànd seeg suñu papa suñu xarit Youssou Ndour donc ñëpp dinañ gis li nga xamante ne Balla Gaye 2 fu mu jaar yëpp. ak cadre Casamance yi ñëpp. ñoo ngi jox foofu ñëpp rendez-vous. waa ICAS de Sédhiou war ci ñëw waa Bati yaay war ci ñëw ale Casa ak troupe traditionnelle yu Casamance yëpp mais aussi dinañ dem jour bu nga xam ne nag dañuy wane nag aada ak cosaan ñoom Kumpa ñoom Kankura yooyu nga xam ne mooy le 23 bi bu xëyaatee nag suba gi xëy le 23 bi wane Kumpa yi wane Kankura yi wane cosaan et konkon lépp et tout ça bu gërëbu yi séeréer bu gërëbu yi ñëpp dinañ ñëw la ndaw lu neex kon nag Balla vraiment nga ci woo ñëpp ñi nga xam ne jàmmi Casamance soxal na leen mais axlu làmb aussi war na ñëw gunge la ci bés boobu parce que li ngay def ñëpp ci war a jàpp waaw c'est normal parce que tey sportif yi rek mooy li ma la wax moo koy def sportif yi day boole mais du xaajale ba tax na aussi tamit balaa ma wax dara aussi maa ngi gërëm monsieur le président de la République Macky Sall important parce que li ñu def nii aussi tamit ndigalam ak xalaatam ak xelam bu rafet da ciy ñëw ak jàppale ñu aussi day ak gis nañu espace yi ngeen am Casamance di ko bay li nga xam ne jàppale bi mu leen jàppale woon ci loolu gis nañ la ci àllu Casamance bi nga ànd ak sa gars yi di xool tool yi di xool tool yi yooyu yëpp tey ginnaaw yàlla ci loxoom la Marième Faye Sall aussi tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que saa ñu dem day jël ay ceeb ay duulin ay moyens ñu koy jox ñi nga xam ne néew di doole yi la foofu ba tax na ñoom mënuñu leen bay ñàkk gërëm di leen sant di leen woo aussi tamit ci bis bi te nga xam ne président jàmm moo ko ñor kon nu mu ñoree askanu Sénégal nu mu ñoree askanu Casamance donc nag vraiment ñoo ngi jox ñëpp rendez-vous di sant ñëpp di gërëm ñëpp di invité sportif yëpp nag ñu am combat donc dañuy xam ne am nañu combat mais ñoo amul combat maa ngi woo ñëpp ñu ñëw te xam ne doomu sénégalais bi moo koy def. du doomu Casamance amul xaaj ak seen séeréer joola mandinke
bàyyiwuñu kenn tukulóor bambara bi séeréer yi sax ñoo fa war a jiitu waaw sama mbokk séeréer yi ñoo fa war a jiitu ndax ku nekk xam na diggante séeréer ak joola ndax li nga xam ne moom la ñu tuddee le mythe fondateur entre Agen et Jambong ñëpp xam nañu histoire boobu ni nga xam ne noonu la demee ñaari seex la ñu woon ñu ànd ci benn barque dugg ci dex gi mu xar ñaar kii jaar fii kii jaar fële kii meññ joolaa yi kii meññ séeréer yi moo tax benn lañ boo gisee joolaa ak séeréer court trapu le visage long les yeux aquilins ñun ñoo ko nuróole alors donc kon daal vraiment na ci ñëpp ñëw parce que jàmm moom ku koy woote ñëpp la war a jàppale mais nag Balla bu ñu weesoo jàmm jekk affaire yooyu booy defal ma zoom tuuti ci sa waay parce que ku ko gis ak li mu sol nii ak macha allah état de forme bi mu am nii xam ne Balla toogul ni yàcc yaa ngi gàddaay bi dafa ànd ak liggéey non il faut ñu wax ci gàddaay parce que macha allah sportif bi moom mënul di ñàkk may def sport dëgg la parce que sport man mooy suma liggéey mooy suma métier lépp lu ma am ginnaaw yàlla ak yonent bi lii moom ma ko may du leneen ba tax na aussi tamit mënuma ko ñàkk bañ a def kon li nga naan ñàkk seetaan grand combat wóoru mais mbër bi aussi tamit nekk mbër ñàkk entraînement wóoru ci moom te ba tax na ñun dañuy liggéey rek ay xale lañu mooy li ma la wax sànq rek kon dañoo nekk ci liggéey ñu taxaw fi di ko wax wala lii ak lii waaye li am solo mooy 2017 2016 parce que ñu ngi ci 2016 2017 2017 2018 en tout cas ba li dem yëpp Balla Gaye dina ko tàngal dina ko neexal te bu soobee yàlla baax na li ma koy laaj mooy est-ce que amul promoteur bu wax ak yow ci ku daan ci diggante Modou Lo ak Gris non amu ko ma seen affaire. tey bu baax micro bi. xam nga Max dafa garaaw Max dina ci dàmb la fu ne lay dugg te des fois day for lu mu for. xam nga moom mooy làmb. moom mooy làmb ñu bëri xamuñu ko waaye man dama ko xam di bu may bëri ba pare. dëgg la moo tax bu waxtaan làmb damay toog di ko déglu. yéen ñaar yéen yow. waaye père kenn waxtaan ak waaw kon baax na kon dañ bàyyi waxtaan ak yow daal yaa ngi daas fanaanal yaa ngi daas fanaanal xam naa ne yaboo say fans yaboo say supporter bay dellu si di yor for bu cere tey coono yi ngay daj metti na Balla ku ko xam ku la xam jamono yële ak li nga jógee métit yi nga xam ne moo tegu woon sa yaram tey ñu gis la tubaarkàlla nga mel ni nga mel nii ñu gis Balla Gaye ba nga xam ne moom la ñu xamoon démb ak bërki démb ça veut dire que teg nga sa bopp ay coono yi waaw mënul ñàkk parce que làmb ma yaakaar samay supporters yaakaar ma sonn ci man ba tax na man dama leen yërëm sax yàlla xam na loolu parce que bëggeel bi moo doy waar da nga yaakaar ne sax lii làmb jaru ko te non làmb moom jar na lu ne mais mbëggeel ci nit dafa metti dafa fort ba tax na man mënuma leen fay tey mënuma fay ëllëg bul yaakaar ne ñun ñoo ngi toog maa ngi waxtaan ak fans club bi chaque jour maa ngi waxtaan ak samay am di jàmm maa ngi waxtaan ak samay nit maa ngi waxtaan ak samay kilifa bàyyiwuma dara lu ma fi nekk di ko wax nag waaye li am solo mooy retour bi dana neex te retour bi sax bu ma soñoon stade amitié laay xeej parce que loolu dafa maa wóor dina neex de waaw man bëggatuma bëri stade Demba Diop stade amitié laa bëgg a bëri loolu moom lu leer laa la wax parce que maa ngi gërëm samay supporters yëpp maa ngi gërëm waa Géejawaay maa ngi gërëm supporteru Balla Gaye numéro 2 yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm waaye ñëpp am na ñoo xam ne dañ ma leen xamee ku ci mel ni Mbaye Diop Modou Fall Talla Meng Moustapha Diop Farba ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm ba tax na aussi yow tamit maa ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom ngay def suma papa Maxime Margane maa ngi koy sant di ko gërëm parce que nit ku baax la nit ku seen ànd bi dafa rafet ba tax na ñu ngi leen di ñaanal jàmm am wérle am mujj bu rafet di leen wax jërëjëf aussi tamit ñi ma àndal suma encadrement bi maa ngi leen di sant ku ci mel ni Goudia bi gis nga liggéey bi muy dekk vraiment du nelaw guddi du nelaw bëccëg vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm Chérina ñu ngi koy nuyu Pape aussi tamit maa ngi koy sant di ko gërëm Bour Géwël maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak sëñ Mbacke ñi nga xamante ne aussi ak suma staff bi yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi may poussé di ma jàppale di gërëm aussi tamit waa Géejawaay parce que bis bi ñoo ngi koy waajal tey jóge naa ci ministre sport vraiment li mu ma wax dafa sedd sama xol li mu ma jàppale dafa sedd sama xol Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax parce que xam nga ni tamit mënoo def sport te mooy suñu kilifa mun ñëw dara sans moom mais tey wane na boppam ci li nga xamante ne vraiment ñoo ngi koy sant loolu rek mooy force am waaw man jeune laa ko jàpp jeune la waaw jeune la boo xamante aussi moom li muy xelam moo yaatu macha allah ak suma grand jaawa parce que moom it moom jàppale nañu ñi may jàppale ba maa ngi jégalu nag bu fekkee dama juum am ñoo mënu bu dee sa xel demaat na ci kenn wala sa gars yi ñu bind ko le temps ñu xuus tuuti ci émission bi Matar Ba li ma neex ci moom mooy wolof
dafa ne fukki bant leen ni benn bant man leen a sàmm. mais fukki nit fukki bant leen ni sàmm ku ne xelam. moom ba mu ñëwee kenn ku ci ne sa tolluwaay dala koo jox. dëgg la parce que gis nga jabootu làmb li ñu compliqué. mais gis nga ba mu yegsee ñëpp dañoo ànd ak moom. loolu nag li ko waral mooy ci ni mel la. ndax ku ci ne la nga yelloo daf la ko jox. dañ koy ñaanal rek mu yeggale alaaj ma. donc kon Balla daal say supporter rek say fans ak ñi bëgg Balla yëpp nañu patient. nañu patient rek xaar patient bu wér te xam ne ñoom ñoo ngi xaar ñoom xëy na peut-être ku xamul waaye ñoom ñoo ngi fa nekk ba léegi. di gërëm aussi te Moulay Touré. patience la laaj xam nga la patience dafa am lu ci tubaab bi wax mu ni la patience est très difficile. waaye nag fruit ba nga xam ne moom ngay récolter boo patient we fruit boobu moo neex. li tubaab bi wax maanaam bu ñu toogee ànd ak dal ak teey ba Balla dellu si. la leen metti woon yëpp. waaw ñoom xam nañ loolu. kaar catuma suma bopp mais ñoom xam nañ loolu. ba tax na daal ñoom mooy li ma la wax rek ñu ngi ci lépp yàlla baax na. mais yaram bi fi mu ne loo yëg sa yaram. waaye métit yi nga doon yëg ak bagage yooyu est-ce que fi mu nekk nii macha allah. maa ngi sant waaye date yi ma lay jox nii. 2017 ba lu ko jëm. maa ngi ciy sant yàlla te dinaa ci sant yàlla. kenn du laal képp kuy suma supporter rek. jàppal ne yàlla baax na. yàlla baax na daa mel dafa am luñ la dee alors ñi ngi jëm ci événement bu yëy bu rëy a rëy ñu def ci bërki démb liggéey bu am solo seetaan nga ko mooy open press bi mooy multiplex bi diggante Gris Bordeaux ak Modou Lo mu nekk combat bu nga xam ne événement la nag événement bu mag la waaw ban gis-gis la ci champion bu mel ni Balla Gaye am xam nga ma micro bi fii waaw événement la bu li ngay wax day am solo yow loo ci wax mat a gëm ndax ci biir làmb ji nga ne xam nga Balla Gaye bu baax xam nga Modou Lo bu baax. waaw événement la parce que boo nee événement la lu wér la. parce que ay ñaari champion ñuy bëri. ñu bëri woon aussi am nu mu demee calcul yi bëri lool. kenn joxul kenn su victoire par arbitre moo joxe par verdict par abandon aussi. xam nga par. décision avertissement. waaw léegi Modou Lo yàlla dogal mu dugg ci défaite. Gris yàlla dogal mu dugg ci victoire. Modou Lo day ñëw wanewaat boppam. wala Gris day ñëw wane ne damaa juum wala conseil laa bëriwul. waaye li ma la mën a waxal dara ci combat bi ni ma leen gisee ñoom ñaar ku nekk wàññi na poids normal. dañoo wàññi seen poids normal. te seetaan naa leen pour rapidité bi. ndax boo man li ma yaakaar. combat bi combat bu gaaw lay doon. waaw gisuma ne ñoom dañuy ñëw taxaw kenn ku nekk di balance benn non. gars yi wax ci wàllu bagaar ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat lañu bu ñu xeexee kenn mën na wàcce moromam ndax yaakaar nga loolu. non tout est possible parce que làmb la xam nga làmb boo ñëw lépp ngay sóoraale. xeex bëre noonu. mais bu la yàlla dogalee tamit aussi nga naaj ci bëre bi doo joxe en 100% aussi tamit ci xeex bi. parce que mën nga xeex gis ne bu ma ko jàppee mën naa ko daan wala bu ñu róofoowee kenn ku nekk am na loo mëne. kenn ku nekk am na loo mëne kenn ku nekk ne li nga mëne moom ngay wane sa morom. ba tax na Sénégal yëpp ñu ngi leen di xaar. gis nañ ni Modou bu jàppee day xeex waaye Gris également mi ngi ak laaw yu nga xam ne subaana ma. mooy laaw mooy croisé mu ngi arrêt de gauche. waaw Modou moo ngi uppercut moo ngi croisé. moo ngi sëgg di siggi di def gauche droite. donc y a une chose yoo xamante ne donc moo tax ma ne la combat bi wàññi nañ seen poids bëgguma résumer combat bi mais man liir naa combat bi mais bés bu mel nii lan la laaj Balla parce que bés la bu nga xam ne comme ni nga ko waxee pression bi dina metti ci ñaari mbër yëpp. alors bés bu mel nii nga jëm ci àdduna yëpp di ko xaar ñu war ko téléviser en direct ñëpp toog di la seetaan. lan la laaj ci mbër mi nga xam ne moo ko war a bëri si. waaw kii dafa jugee ci défaite. moom li muy laaj xam na ko. Modou Lo parce que li koy xaar dafa bëri. nekk yaakaaru làmb. kee moo ko jiitu su làmb moom it dafa am foo xamante ne da ko bëgg a àgg bëri na ba léegi mu ngi bëri di continuer bëri mais li mu soxla dëgg en 100% ci làmb amu ko. booy dab ko kon ñuy bëri moom kenn ku nekk yaa ngi sóor loo xamante sa morom kii ne dama bëgg a demaat kii ne dama war a àgg parce que dama yéex si làmb fi ma war a àgg àgguma fa. dama war a confirmer waaw dama war a confirmer. ñoom ñëpp seen bët tegu ci roi des arènes bi. waaw kon donc moo nekk li nga xamante ne combat bu neex la combat bu am solo la. combat bu Sénégal yi ñëpp di xaar. loolu moom lu wër la. war na mën a neex de. non day neex de. tënk na làmb ji. tënk na làmb ji de. parce que ku am dégg-dégg. parce que ci taarix. ak ni ñuy bind palmarès Modou Lo moo am victoire. mais li tax mu gën a fonk combat bi mooy défaite la jóge. Gris Bordeaux Balla wax na ko léegi sëkkatal Bombardier bëgg roi des arènes yàlla def na sottiwul. mool batiku jóge ci Tyson ne non làmb ji mënoo toog di xaar ndax amoo lu dul làmb. te Modou Lo war nañoo mën a bëri mool batiku jël Modou Lo. kon jóge ci victoire
di bëre ku jóge ci défaite te défaite ba bi ngeen di mujj bëre ci moo am ndam ci yow par décision arbitre moo tax combat bi am enjeu ci ñoom ñaar ñëpp. enjeu bu Balla wax na ko léegi ci préparation bi am na lu ñu wax ci xeex sax mën naa dooni wor mais bu ñu xeexee kaw mën naa am mën nañu nit mën naa gaañu mais est-ce que loolu dana ci am. lamb mën na am wor. lamb day am wor léeg-léeg la nga décidé doo ko wax. léeg-léeg face à face dañuy wax rek ngir ndax sa adversaire. léeg-léeg it am na ñoo xam ne liñ la wax loolu la ñuy def si. moo tax làmb tuuti. Balla de moom la mu wax la daan def. waaw am na ñu mel lu ñu la wax rek moo ne ci. bu la nee fukki seconde laa la may fukki seconde yi dina yegg si ci sa kaw kon nag ñoom li ñuy xaar ci ñoom xam nañ ko déception la ñuy bañ nañu ñëw bëre ko ci jom ci fulla ak ci fayda que le meilleur gagne ndam li du génn Sénégal combat la bu nga xam ne daal war naa gën a dàq ci saison bi mooy tëj saison bi ñu tuddee ko nag Amadou Ba mi nga xam ne kenn la ci président Macky Sall di ko guddil di ko bëccëgal moom tamit di doomu Parcelles nar na def ci làmb ji lu rëy jàppale ñaari mbër yëpp dina ko def jàppale supporters yi dina ko def ànd ak ay mbokkam ay am di jàmmam ñëw ci bés bi ànd ak ñoom Babacar ak ñu ni mel kon nag rendez-vous bi foofu la mais rendez-vous Balla bi bu leen ko fàtte leen date bi. waaw le 21 juillet la 22 23. ba tax na maa ngi ci woo ñëpp di remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne baal ñu baal ma àq. yàlla ñu yàlla boole baal di jox ñëpp nag waa Géejawaay ñu teral gan yi teeru gan yi génn ànd ak seen doom génn ànd ak ñi nga xamante ne waa Casamance dinañ ñëw jour grand théâtre bi aussi tamit na doomu Géejawaay yëpp génn ñëw. bu ñu nangu kee jóge fii ñëw kee jóge waaye maa ngi jox ñëpp rendez-vous parce que Balla ñëpp la. waaye di la ñëwaatal ci combat bi combat boobu ñoom ñoo la gën a xiif combat bi parce que. dañ ko yàqamti. dañ ko yàqamti Balla toogal tuuti bu ko defee ñu seetaan open press bi nga xam ne wala bokk li nga man sax xaw ma nu ma koy tuddee duplex li gars yi li ngeen def dafa rëy dellul ma Fass dellul ma Parcelles daal di indi li gars yi waxoon ñu teg ko. ñu ni Modou Lo yegg si na gis ngeen ko noonu oto baa ngi noonu ndeysaan Modou Lo ngi noonu di waaj a wàcc ci otom ngeen war ko dund en direct Modou Lo loxo des Parcelles Assainies Modou Lo xarañ la la ilaha Gris Bordeaux ci benn néeg la génne Gris Bordeaux ci benn néeg la génne waxoon naa leen wala ni xaar waa Fass ñu jaar ci kaw baa ñu jaaree feneen mais ci benn kër ci fenêtre bi la génnee. waaw sant yàlla rek maa ngi nii bon maa ngi sama feef là où j'habite ki nga xam ne voilà juddoo voilà yeroo voilà màggee je suis très content pour ces supporters samay frère waaw je suis très ému xamal. Modou nuyu nañ la ziar la ñu. waaw nga ñëw gis seen 1 ba 26 ñëpp mobilisé wu di la xaar fii miin nga ko fii nga yaroo fii nga juddoo fii nga màggee fii nga déggee daal lan la lii di def ci yow. waaw alhamdulilah di sant yàlla d'abord di coonante bi gërëm suñu ñaari waajur comme dab rek waa Parcelles chaque jour ñu feddali seen couleur ak man ñoom ñoo tax may sonn xam nga ñoom xam nañ loolu ba tax na su ma wootee wala su ma xewle ñoom ñëpp ñu mobilisé wu ñëw aw ma seen fay dama leen di sant di leen ñaanal lépp lu ñu séntu ci ñun rek yàlla def dëpp incha allah. lii sas la waaw sas la mais yàlla baax na daal. yàlla baax na les premiers mots de Modou Lo. lamb ci lamb lañ jëm te man na ku ma xam ni ku ma gis xam ni lamb dama koy teg ci yoon dama koy ñaanal yàlla rek dama koy ñaanal yàlla comme que nee nañ Modou Lo dafa xarañ gaa yëpp nee nañ dafa xarañ te man ku ma xam Gris Bordeaux man mbër yi nga xam ne maa leen féete ñoo ma mag muy Bombardier muy Tyson bi ma mujjee bërën Bombardier Lac de Guiers ñooñu nee nañ ñoo ma mag te képp ku ma mës a féete kaw rek mag rek su arbitre sifflé damay dal sa kaw agressé la. nooy def Modou. te moom nag nee nañ maa ko mag nee nañ dafa xarañ pourquoi buy bëreeg ñoo xam ne moo leen mag day taxaw di leen xaar te gis naa dernier combat moom Bombardier wax dëgg yàlla combat boobu su nekkoon sama mbër damay yëkkati 10 millions na ko am parce que démérité wul dafa wane boppam foofu mais pourquoi buy bëreeg Gris Bordeaux jël bopp bi yóbbu ko Parcelles jël tànk yi yóbbu ko fële dama bëgg bii mu wane boppam. waaw dégg naa li mu wax dafa mel ne moom li mu waxoon da ci bëgg a génn dafa bëgg a changer am yi defe naa derrière face to face bi moo ne woon faaw mu génne waat ci ko wala dafa bëgg a changer loolu Modou Lo kenn xamu ko ci dellu ginnaaw kenn xamu ko ci yàq làmb adversaire bi ma booleel damay def li ma war a def musuma bëre ba pare kenn jël moom mais defe naa bëre ñaara koy def
ba may bëreeg moom moo jëlul woon benn initiative te defe naa bii dina ko jël incha allah su ko jëlee dinañ ko jël su ko jëlee dinañ ko jël toog ci kaw bu soobee yàlla. wax la képp waaye man ku ma gis xam ne man toujours lu offensif man boo bëree dinaa bëre boo bëriwul dinaa bëre dama bëgg a njàmbaar bi mu wane combat moom Bombardier bu ko wanee bu ko wanee le 31 barki Seexu Tijaan lamb ji dafay gaaw. waaw ñoom wax la ñu gën a mëne mais bu jour ba bu arbitre bi tëjee barrière yi maa moom ñooy des ci biir te ku ci nekk li nga mën ak li nga liggéey di nga ko wane te incha allahu taala bu jour ba dina xam ne lépp dëgg la wax ju bari jaru ko fu jëm war wax amu fa yoon. dafa xarañ bu jour ba da war a xarañam dama seeraan combat ak Bombardier dama kontaan ci moom te su may suy bëre ak man leer na man ni danaan tekk taxaw parce que gars yi xam nañ ma bu baax ku ciy bëre ak man da nga yot de gars yi ñii bu ñu bëre ak man loos bi laa la wax parcelle la ko yóbbu tànk bu yóbbu ko fànn wala ko. lu may dox di sóor directam Gris Bordeaux kenn la fi dóor mu daanu man ñaata nit laa fi dóor ñu daanu lu may dox di ragal kuwam te mën dóor rek loxo bu diis bokkul Gris mën na mën xeex mais loxo bi diisul bu loxo bi diisoon li fi dóor mbër yëpp te benn mbër la fi dóor mu daanu loxo bi diisul. doomu aadama buy peser plus de 100 kilos rek boo nee loxo bi diisul rek da ngay woo mbër yi nga xam ne sama loxo mës na leen dal nga woo leen nga laaj leen ak sama loxo diis na wala diisul wala nga woo mbër bi nga mujjee bërël muy Bombardier nga laaj ko Gris Bordeaux loxom diis na wala diisul boobaa ñooñu dinañ leen leeral ni loxo Gris Bordeaux diis na wala diisul. nga doo ko wala 31 juillet. non wala moom bu bëggee xam nag sama loxo diis na wala diisul bu arbitre sifflé nañ ñëw ñu namatuñ ko laalante benn 2 minutes boo xam ne may ko amateur yi boobaa dina xam sama loxo diis na wala diisul loolu rek laa koy ñaan. su bëggee ñu teg suñu reliquat ak moom bu ko neexee ñu taxaw 10 minutes xeex rek amul lu may ragal xale bu ndaw laa awma lu may ragal lu ne suma kanam dama koy faxas yàlla incha allah. dafa demoon États-Unis jàng fa boxe mën na xeex mais Modou Lo ku ko fayoon ay milliards du taxaw di xeexam man lu leer laa la wax dana négocier net combat mais du ay xeex. kii de ba amul sax dëgg incha allah dama koy door mu wàcc bu soobee yàlla ba amul sax dëgg dama koy door mu wàcc. Modou Lo dem na Modou Lo dem na. San waa Parcelles yéen a ngi gis kii mooy le 3e tigre de Fass Gris Bordeaux il est en compagnie de Maodo Moustapha Gueye numéro 2. waxtaan wi xumb na ku leen dégg xam ne kenn ku ci nekk dogu nga kenn ku ci nekk tamit am na loo dencal sa morom bala ban commentaire ngay def ci échange gars yi def ñu ngi nappante de. ñu ngi nappante moom vraiment lii mooy làmb nag lii mooy làmb. ma ngi daw. waaw lii moom mooy loolu. kenn ku nekk da ngay wax sa morom rek. mais lii mooy làmb lii lañ soxla amateur bi lii la bëgg supporter bi lii la bëgg. ñuy seetaan aussi tamit lii lañ bëgg. wax jaay làmb ji waaw. wax jaay làmb ji yow de moom ku sa bés moom da nga ko daan jaay ba mu saf-saf. waaw gis nga. I don't care. noo toll dinaa ko toll bu bés ba fukki seconde laa la may ndeysaan non Balla gars yi dañ laa namm nag neexul ba neexul mais gars yi namm nañ la namm say tàkkusaan namm say jàkkaarloo donc bés bi daal donc ci loolu la ñu jëm mu nekk bés bu nga xam ne jël nga ko aussi teg ko ci loxo kilifa géejawaay bi nga xam ne moom la fa yàlla teg muy Alioune Sall waaw mooy kon li ma wax sànq rek monsieur le maire moo war a monsieur le maire Alioune Sall moom tamit aussi tamit da cee jàpp waslu akam dañu woo chaque jour di woo géejawaay gi yëpp mobiliser leen bon ba tax na daal monsieur le maire la boo xamante ne vraiment ñu waa géejawaay yëpp ñoo ngi koy sant di ko gërëm aussi man mii maa ngi koy sant di ko gërëm mais Racine Talla aussi Racine Talla DG RTS di maire Wakhinane Nimza ok donc di jàpp ci affaire yi vraiment di ñu conseiller di ñu waxtaan ak ñun
imaam yi nga xamante ne ñu ngi nekk géejuwaay yëpp aussi tamit c'est la même chose. ñu nekk sumay papa nekk sumay kilifa di leen sant di leen gërëm. chef de quartier yi aussi tamit c'est la même chose. ñi nga xamante ne seen xalaat seen xel seen alal vraiment ñu ngi jël loolu di ko def ci Balla Gaye numéro 2. ngir Balla Gaye numéro 2 avancé ngir géejuwaay aussi tamit avancé am. importance ASC yi. ASC yëpp. écurie ASC yi nga xamante ne ñu ngi nekk géejuwaay yëpp. bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di woo aussi te maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen rencontré incha allah. madame Aïda Sow Diawara. waaw madame Aïda Sow Diawara aussi tamit suñu maire. Golf Sud Golf Sud vraiment kooku mooy sa maire. waaw man mooy sama maire parce que ma la gën a jege. dëgg la maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci bis bi. di ko remercier bi nga xamante ne vraiment moom ku ñuy jàppale la kuy jàppale waa Golf ba maa ngi woo waa Golf yëpp. il y a aussi Jean-Pierre Senghor. waaw Jean-Pierre Senghor waaw vraiment aussi tamit. ak Moulay Touré. Abdoulaye Touré ñoom ñëpp vraiment Moulay Safrula Moulay Touré vraiment ñoom it c'est la même chose dañ may jàppale di sonn ci man di waxtaan ak man di diisoo ak man vraiment aw ma seen fay. donc c'est la même chose. ayca kon nag gars yi rendez-vous bi mi ngi noonu. maa ngi jox rendez-vous dinaa ñëw ndar ci bisu Guet Ndar bi nga xamante ne sama. booy Guet Ndar xam nga dafa war a def anniversaire. donc moom incha allah dinañ ko dalal léegi ci jubilé bi. incha allah ñu xaar ma dinaa teew bu soobee yàlla. ah loolu rëy na kon dañuy daal di dugal rek kenn ci làmb ji parce que Balla bu waxee ci diggante Gris Bordeaux ak Modou Lo ak li mu ci wax yëpp lu mu ci wax mat naa takk téere waaye Eumeu Sène moom tamit bëre na ak ñoom ñaar ñëpp lan la wax ci làmb ji ay ca ñu déglu Eumeu Sène. ñu war a tëjee saison bi Gris Bordeaux Modou Lo ñaar ñëpp ñame nga ak ñoom nag ñooñu boobu combat moom xam naa loo ci wax gars yi war ko mën a takk téere parce que ku ne xam nga ko ci. waaw xam nga lu may wax rek waaw ku nekk moom xam nga laal nañ mag moom xam nga ku nekk laal nag ñu mais combat la boo xam ne xam nga lu tax combat bi di nekk combat bu doy waar mooy que ñoom ñaar dañoo am fu ñu jaar xam nga Gris Bordeaux moom xam na erreur bu mu defoon. waaw parce que boo déggee signature mu waxee nga xam ne am na leneen lu mu war a ñëwee waaw am na benn rage bi benn lu nekk ci yaram bi Modou Lo tamit aussi dafa jóge ci defet xam nga war a ñëw te ku ci nekk tamit xam naa sama nit waaw ku ci nekk ñoom ñaar ñëpp laal na ak ñoom mais combat la boo xam ni combat bu doy waar la. combat bu doy waar la ñoom ñaar ñëpp xeexkat lañu Gris moom duma la wax mën naa xeex parce que yow xam nga keroog baa koy wax grand combat ba leen nee na bi ma dóoree vidéo bëccëg laa doon gis affaire bi mais Modou Lo aussi xeexkat la donc ci wàllu bagarre ñoom ñaar war nañu mën a jénne lu nga xam ne askan bi yëpp dinañ kontaan amateur yi kontaan. waaw xam nga ci wàllu bagarre moom dina neex trop mais loxo Gris di sa trop waaw jàmbaar waaw. xam nga wooy xam nga sax waaye moom loxo mi dafay mel ni su waay xam nga ay mënu ma la sax expliquer quoi xam nga bu fekkee bagaar am na moom dina doon lu doy waar nag xam nga waaw bu ci bagaar am. déggee nga dafay mel ni bagaar avantage yu Gris la war a doon. waaw Gris moom loxo yi diis na quoi parce que ñoom ñaar ñi ku ci nekk jël naa sa coup quoi ku ci nekk jël naa sa coup mais Gris loxo yi diis na trop. waaw loxo yi gaaw na te mu diis na quoi mën na xeex quoi waaw lamb la ñu wax waaw Modou tamit aussi champion la quoi mën na bëre trop quoi xam nga lamb la loo xam ne nii vraiment xam nga gis naa dina am xeex dina am bëre te dina gis naa combat bu neex la nag. nee nañu moo war a dàq ci saison bi mooy tëj saison bi donc yow est-ce que avis boobu am nga ko par rapport ak qualité ñaari yi mbëri. non combat buy dàq ci saison bi lay doon xam nga mais nag maa ngi ñaanal tamit aussi suma doom day quoi waaw sama ko fay Gris Bordeaux maa ngi koy ñaanal xam nga maa ngi koy ñaanal moom ndam quoi xam nga. waaw oui maa ngi koy ñaan yàlla may ko ndam quoi su ma sooy ndam parce que nit bu baax la quoi jabaram tamit aussi vraiment maa ngi koy nuyu bu baax quoi. tegeen loolu de est-ce que doo leen daje ci mbeex mi léegi ku nekk jox sa morom ay bagages. yàlla na dajeguñ ci mbeex mi mais xam nga gisee dañ quoi xam nga jabaram fiy jóg man dem naa këram quoi vraiment xam nga mais tamit aussi fekk dañuy wax rek xam nga ci ñaari combat yi moom xam nga combat la boo xam ne macha allah combat bu neex lay doon ah combat bu neex lay doon te xam nga ni xam nga àdduna bépp ñu ngi leen di xaar xam nga kon tamit aussi xam naa ni bii moom dina wute ak bii passé xam nga dina wute ak bii passé quoi muy ñaanal ñaari mbër yëpp xam nga Modou tamit ma koy ñaanal jàmm di koy ñaanal xam nga waa parcelle bi yëpp parce que parcelle man fa laa bëree mbapat tamit aussi quoi xam parcelle man dama fa li ñuy wax fa laa jaar ci wàllu neewataanu mbër muy mbapat waa bëri naa fa lu bare xam nuyu waa parcelle bi yëpp
xam nga di nuyu tamit aussi Sénégal gi yëpp mais nag maa ngi ñaan Gris Bordeaux yàlla may kon tam ci combat bi. ayca de la vie générale combat bu nar a métti la combat bu nar a tàng la acteurs yëpp d' accord nañ ci amateurs yëpp d' accord nañ ci promoteurs yëpp d' accord nañ ci waa axlu làmb d' accord nañ ci waaye nag xam ngeen ki ñu àndal mooy Distripad Sénégal nga xam ne moom mooy joxe boisson bu neex bii di XL léegi-léegi gars yi ni ma mais Malick open press bi dañoo gis nga rakkaaju loolu man ne leen rakkaaju bi yëpp nag damaa jël XL naan ko daal di ànd ak samay jayi ànd ak samay jasar léegi-léegi gars yi ni ma xanaa Malick da ngaa tux man leen man du ma tux XL laay naan mooy boisson bi nga xam ne boo ko naanee sur le plan énergétique am na lu mu lay jox boo dee sportif daf lay yokk kattan yokk la doole boo dee ku nga xam ne da nga am ay activités yooyu def dans la journée boo ko naanee macha allah bu dee jigéen ñi également macha allah bi pina colada bi mooy sport maniaque su ma jumul daal boo ko naanee da ngay rakkaaju. da ngay rakkaaju waaw ma rakkaaju dañ doon wax ay te jox ma publicité ñu daal di dellu soit ci plateau bi. Energy Drink boisson énergisante bu bees ñi ko fi indi di Distripad Sénégal lëkkaloo ak label bi di Alan XL Energy Drink di boisson bu ñu liggéey ci anam yu mucc ayib xoolal ma jumtuwaay yu xarale yi ñu koy liggéeyee anam yu sell wóor te set fépp fu muy jaar machine moo koy liggéey di technologie de pointe bu amul fenn waaye balaa ñu koy dugal ci canette yi faw ñu càmbar ko mu jaar ci laboratoire yi ñu analyser ko ba mu mucc ay gaaw leen gaaw taamu seen boisson énergisante XL bu ci am xel ñaar ñamal seen. dëgg ak vite fait daal coono jeex na ak sa application vite fait toogal fi nga toog fay say facture Senelec ma abonnement TNT ak vite fait mën nga jot xaalis yónnee xaalis denc xaalis ak def say achat xanaa neex waaw yow mi bëgg am application vite fait demal inscrire sa numéro ci suñu 12000 points joni yi nekk ci biir Sénégal mbaa nga télécharger ko ci vitefait.net inscrire directement en ligne bu ko defee nga jot SMS bu lay wax nga dem ci bépp point joni dugal sa compte vite fait xaalis ginnaaw loolu dinañu la yónnee code d'activation bu lay firndeel ni mën ngaa tàmbale utiliser sa application vite fait. Vite fait am na si bépp station essence bépp banque si boutique yi ak bépp point joni vite fait daal yomb na jëfandikoo gaaw lool teg ci noppale lool vite fait mooy kalpe bi gën taamu ndax mooy kalpe bi gën a wóor. Vite fait c'est bien fait lii mooy kalpe bi wóor. dafa am fu ñu jóge am fu ñu bëgg a yegg te incha allah bala ñu faaw ñu jaar ci kii jàll. il faut que man lañ ma xamee woon ak banditisme bu ma leen doon tàmmal il faut mu indiwaat. comme ñu ngi rek revanche la di rek clarification la mais yooyu yëpp am solo mais jël sax moom may ko toujours ba bëgg naa man may jël revanche amul problème. ñaan ma yàlla la ma bëri woon ak moom bëriwaat. bu bëree dinañ bëre incha allah bu bëree woon dinañ bëre. samay supporter ci làmb ji dañ may jàppee ba faw wala ñu bàyyi ma ba faw. ma ne ko kon dinañ ko bàyyi ba faw ndax dinaa ko daan ci kàttan yàlla suñu borom. ay ca retour sur le plateau ngeen gis noonu boisson bu baax boobu di XL di def lu am solo ca Côte d'Ivoire Assane Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal ndax yaa tax ñu xamante ak Habib Biaye mi fay defar boisson XL boobu ba indi ko Sénégal fi mu toll nii mu lëmbe réew mi nekk boisson bu nga xam gis ngeen anam yi ñu koy defaree nekk produit alal macha allah ku ko naan daal da ngay ànd ak forme waaye joni gis ngeen ko def lu rëy nag ci làmb ji parce que joni may na fukki kaar supporteru Modou Lo mooy fukki kaar supporteru Gris Bordeaux képp ku nga xam ne def nga transaction ci joni di nga am
chance su gagner billet waaye yi tamit képp ku nga xam ne jënd nga billet à travers Joni Joni billet ba dinañ ko gën a wàcce gën a yombal prix ba bu fekkee ni da nga def li nga xam ne moom moo di activation vite fait dina la jox carte bu nga xamante ni dafa am ay mbir ca biir am xaalis ca biir Joni Joni dina joxe ay t-shirt def ko seen effigie mbër gunge leen ba ca bés ba li nga xam ne mooy face à face bi ñu war a am nga xam ne invitation moo cay dugal nit ñi loolu tamit Joni Joni jël na ko yanu ko képp ku def transition wala nga def transaction boog ci wàllu Joni Joni wala application vite fait ñoom tamit dinañ la neexal jox la invitation nga ñëw ca face à face. waaw xam nga Joni Joni ak vite fait dañoo lëmbi réew mi. te it dañoo matale yombal lool askan bi dimbal jaboot laa ko tuddee. dëgg la ku ne da ciy gis boppam. waaw ayca ñu dalal Boy Guet Ndar nga xam ne Ndar la jógee ñëw moom tamit bokk ak Bougane Gueye daani Ndar bokk ak nit ñu baax ñooñu ñëpp Ndar Badou le Saint-Louisien maa ngi lay nuyu mu pas yéene def jubiléem le samedi 16 ci la ko war a def incha allah mu nekk nga xam ne def na carrière bu am solo Boy Guet Ndar ñu ngi lay nuyu. Malick maa lay fay mais dama la ko ñaan rek sama benn waay bu nekk dàkk Guet Ndar sama mag Bamba. dama lay bëggee. ndeysaan maa ngi koy commencé ne bëgg nga may la alimenté au monde 3 fois ni nga teg leen noonu. dimanche kooku bu ñu eggee ci 31 juillet ba gaa yëpp jénn ba Gris Bordeaux ak Modou Lo nekk ci digg géew ba ma yuxu dimanche 31 juillet la pression monte l'adrénaline monte si vous êtes cardiaque si vous êtes émotif abstenez-vous ou prenez du sucre waaw kooku maa koy may. ayca. maa leen nuyu d'abord di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu monsieur le maire Mansour Faye di nuyu suma xarit suma mag Ahmed Fall Braay maa ngi nuyu bu baax. ku baax maa ngi nuyu suma yaay Adja Mame Fatou Gueye Kayre di jàmbaar jigéen ñu mën góor. dëgg la di mën ay mbokkam bu baax a baax di nuyu waa Ndar yëpp di nuyu borom kër gi Bougane Gueye Dany xam ne suma mag la suma dëkkaale la suma lépp maa ngi nuyu bu baax a baax. di ko wax ne léegi waxtaan naa ak moom si biti. dëgg la si teewaay Ablaye Mbaye Peex. mun ma waxal Malick léegi mu woo ma léegi su paree moom après naa leen boole. d'accord léegi kon nag Bougane yaa may boole ak sa waay yaa ko wax de ayca kon dinañu boole te lu mu wax def ko nag. incha allah borom baax la. borom baax la. segam ñëpp lay jàppale ma sa waa Ndar. yow mi am ñaata année nga def carrière. waaw voilà xam nga Malick tey toogaay max bi dama siy dem kontaan. ndax sama premier combat arène moom ma jox avance. si oto Gaston Mbengue ma koy jox. ma koy jox man am moom ak Gaston ñoo nekk benn oto mu jox ma. ndeysaan parce que alxuraan sama combat ak Basirou Sarr. ñaata at nga bëre. man xam naa ay 6 ans 7 ans. non ca la yem waaye nag am na benn anecdote bu am solo bu ci am ca combat booba. daa bëre ci guddi gi ba mu jubali kër Ndeye Maram. di jël reliquat. tey Boy Guet Ndar. Ndeye Maram woo Gaston maa ngi nuyu grand frère Gas maa ngi lay nuyu de passage di nuyu njaboot gi yëpp. Gaston ma ne ma waxal ak sa mbëri ma nga sama kër toog moom xamul ne fii Ndakaaru talaata la ñuy fay. non moom c'est extraordinaire. extraordinaire nga def ñaata combat sa carrière. combat sama carrière 8 combats laa def. 8 combats. 8 combats. waaw 5 victoires la am. waaw carrière bu gàtt mais bu riche nga bëgg ko jeexale nag Ndar ga nga xam ne fa nga soqe ko. voilà le 16 lan moo ci am ci programme bi. voilà programme bi grand combat bi kii moo koy bëre Mbeex écurie Birame Ndiaye. ak Mohamed Ali numéro 2 écurie Waalo. dëgg la waaw li affaire frappe la quoi. combat exceptionnel kii moo koy bëre Bébé Modou Lo ak Mbeex bu Guet Ndar. nga def ci yeneen combat yoo xam ne yu am solo. ak ci tudde ko ñan. voilà Ahmed Fall Braay mooy parrain bi. di ku baax koo xamante ni Malick du ma sax wax sama parrain bi mu parrainé mais même néewtaan mën naa di toog ay 3 ans ba 4 ans yoo xam ni. nar a amee 10 final wala 5 final yow moo koy présider ku baax la loolu bëgg rek Guet Ndar boobu. ak di am maanaam beneen marraine bi mooy suma yaay Adja Mame Fatou Kayre mooy marraine bi ku baax mooy ma ngeen nuyu baax a baax a baax mais Malick. avant loolu dafa am ñu may jàppale sama wàllu ñi seere wàllu kii bi. sama biir bay metti moo tax may naan XL bi. waaw waaw doo may benn gox XL. benn gox. waaw jëlal bii nga dajji naan. dajjil boobu. dajjil acca continuer baal ma dajjil la waxal nga yaa ngi ciy woo. waaw Max maanaam dafa ñu may jàppale xam nga benn nit kese moom mënul dara. bismillah. boo ko naanee lu jeexoon ci xel mi dina ñëw acca waxal. non Max XL c'est extraordinaire. non graaw na Max. Malick li may jeexale mooy li may waxaat mooy. waaw. li may jàppale sama organisation bi. di jóg mooy président bi. man staff bu réy la daal bu yaatu. te gën a ñu ñuy pare bis bi. xam nga ma si woo Sénégal di si woo sama xarit suma lépp Balla Gaye numéro 2. waaw wax nga ko léegi ne dina ñëw. kon waa Ndar teeru leen Balla Gaye 2 ci jubilé. Boy Guet Ndar maa ngi nuyu di nuyu soxnaam Buri Bacali. di nuyu doomam Mohamed. même boo ñaa aussi wax na day ñëw. même Diène Kéré te gërëm Boy Kéré Mali. Boy Kéré ku baax la. Xarim Gaye di si woo monsieur le ministre Matar Ba. man amoon jokkoo nañu wax na dina si jàpp. maa ngi si woo Bougane Gueye Dany encore une fois di si woo Malick Gakou di si woo waa Ndar yëpp Alioune Badara Cissé Cheikh Bamba Dièye bàyyi ma kenn maa ngi woon Ndar yëpp. di gërëm Fallou Fall Marière
maa ngi ci woo Marière yëpp di si woo li nga commencé salsal Malick salsal mooy si fi ndar commencé mooy Dóor Baas maa ngi si woo sama mbokku Gendar yëpp képp kuy doomu Gendar wala ngay doomu Ndar maa ngi lay woo soo waa Yaraax bàyyi ma kenn maa ngi woo Sénégal Malick Sénégal ngay maa ngi woo Sénégal Balla Gaye 2 fu mu ñëw Malick foofu day toj Balla Gaye 2 fu mu ñëw nga di Boy Niang dina ñëw ah Diène Kaïré ñëw Boy Kaïré ñëw ñi nga xam ne ñoom nga tollool jamono ñëpp ñëw jàppale la ci jubilé bi loolu wax dëgg yàlla dara fayu ko ayca yóbbu ma Mbappé Alpha ah dinaa ko liir ayca mbapat xam nga Alpha mi ngi doon tëgg mbapat bu am solo muy nekk lutte traditionnelle kon nag jubilé Boy Guet-Ndar le 21 juillet mi ngi remercier Fallou Fall mareyeur Abdou Sy Wade Doudou Diop Pape Silla commerçant Dramé manager Youssou Ndour Ibrahima Diouf Ousmane Gueye ak groupe ASC Déggo mention spéciale kon loolu mat na ayca yóbbu ñu mbapat Alpha mu nekk 2 millions yu mu tegoon jagleel ko docteur Macoumba Diouf Max Mbargane moo ñu fa Mohamed Jamay jom ke metanga mawdo ke kari fanyi gawe gangel nae Mohamed Jamay jom ke metanga mawdo ke kari fanyi gawe gangel nae Mohamed Jamay jom ke metanga mawdo ke kari fanyi gawe gangel nae Udambadir purnano mahola silmangate 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 Badir Purnano Mahola Silmangate Badir Purnano Mahola Silmangate tey jii maa ngi fi teewal suma mag bu ñuy wax docteur Macoumba Diouf moom lañ tuddee bés bi tey dafa nekk en mission ci biir réew mi moo tax joto may ko woon mu yegg si fi tey waaye tey képp koo xam ne maanaam bokk nga ci moom am nga ci moom yëg-yëg am nga ci moom cofeel te am nga ci foo toll ci moom déplacé loolu na la nga ñëw fii teewal ko fi mu nekku fi tey mais mu ngi mel ni mu ngi fi parce que mag rakk soppe àndandoo lépp booloo nañ ànd ñëw fi teewal ko ci bësam bi tey. bii mooy sama 3e lamb ren soo xoolee mise globale bi yëpp c'est 10 millions laa teg ci 3 lamb yi donc di gërëm docteur Macoumba Diouf parce que dama ko jël lamb ji léegi yàggul
même pas 10 jours malgré ça nangu na ñëw parrainage bi donc kon mënu ma def lu gërëm di ko sant donc di gërëm amateurs yi malgré que tey la match am na tey coupe d'Europe bi malgré que Yékini mooy dem tey stade ñëw nañu kon yaakaar naa véritablement di gërëm ñëpp di gërëm waa Sen TV on a fait ren signé nañ contrat maa ngi ñoom ren te li ñu waxoon yëpp def nañ ko kon di leen gërëm di leen sant di ñaan ngeen dem ci kanam. Reug Reug ak Zambala waaw waaw Reug Reug téye na ngemb Zambala téye na waaye Pape Mbaye ma nga ca moog Daouda waa xam nga quart de finale yi du yomb Zambala ak Reug Reug waaw waaw jël nañu Pape Mbaye jël na ko daan na ko tànk ba la sulli muy bañ mu bës ko daan na Pape Mbaye jël bu rëy Reug Reug sëq na ca gañe yi ba dëgër wàcc di ko puus Zambala dëbb sol téye beneen loxo bi ci geño gi arbitre ate na jeex na waaw waaw Pam Ndoye ak Franc Pam Ndoye ak Franc Pam Ndoye fàq na ko Franc bañ Gora Sock moom it sentir na abu ñu lon ko caxabal Gora takk na ko ma nga ca suuf Gora Sock moog Abu Ndour waaw waaw Gora takk na ko waaw waaw Adama waaw ma ngay api apa Adama waay oxo waaw waaw Adama Diouf foog na waa Adama ngi noonu suñu mbër ndeysaan Franc fàq na ko jël na ko Pam Ndoye bañ Franc dëpp ko sol plaqué ko Franc daan na ko jël bu rëy oxo da ko fàq muy bañ mu xalab ko Franc moo yor ngemb lu weex li ñoom ñaar ñëpp parcelle la ñu ne kii parcelle moo kii dóoraat waaye loolu du dara fi moom mbokk écurie ngeen bare ndeysaan Daouda ak Reug Reug Franc ak Gora Sock daw na jël na ko da deux appui la jël amul Daouda daa teel a bàyyi waaw waaw mais ginnaaw ba dañoo xam nga champion rek gaay dañu yàkkamti sa jël Daouda Gora baleen ko mu bëreel dañ koy suspendre waar bi sifflé waat na Reug Reug ak Daouda fàq na ko waaw waaw Reug Reug wër na ko ndomba Daouda der Reug Reug wër na ko ndomba Reug Reug wër na ko ndomba ma nga ca suuf waaw Reug Reug daaneel na ko Reug Reug en finale Gora Sock jël na Franc rasuraj Franc da am 3 avertissement kon Gora Sock moog Reug Reug waaw Gora ngi noonu waaw yëkkati na loxoom waaw Reug Reug a ngi noonu waaw Reug Reug waaw que le meilleur gagne loolu am na solo présenté nañ drapeau bi mise bi 2 millions la ki daan di nga am 1 million 200 ki daanu am 600 000 ñaar ñi daanu demi-finale ku ne jël nga sa enveloppe 100 000 ñu ngi lay waatoo Reug Reug ak Gora Sock mépp na Reug Reug génn ko Reug Reug takk na Gora Sock Reug Reug takk na ko arraché ko mu bañ ñu ànd rëpp Reug Reug jëlaat na ko tibb na ko daw ak moom door ci suuf Reug Reug daan na Gora Sock Reug Reug jël na final bi
Reug Reug daan na ko jël bu rëy. cey Reug Reug xam naa daal Reug Reug daal ubale na bëri simple bi loo fi teg mu waabale ko macha allah te loolu compétition moo koy joxe ak endurance ak résistance ak mën a bëre ak am ñaan te loolu yëpp macha allah mi ngi ci xale bi. Alaaji Malick loo ci mënti dégg làmb tolluwaay la. Reug Reug boo ko xoolee xam ne day am gis nga bi mu jëlee góor a soog mu bañ. bi mu ko takkee ñu ànd rëpp fiti da ngay gis ni mu doon nooyee mu leer la ne. sonn na. mais force rek du bàyyi. bi yoon dafa wàcc muy bañ mu wàcc ci suuf xam ne ne kee day rasu. da ko tënk mu bañ mu wàcc daw ak moom ba mu jaaxal. mais diggante Daouda ak Reug Reug gis nañ Daouda dafa teel a bàyyi da koo këpp xalab ko mu def 3 bi boo see pied droite bi laal. ma nga taxaw dafa teel a bàyyi mais boobu bu ko fiiroon sax. Reug Reug day toog parce que déséquilibré woon na ba pare parce que yëgul song bi da ko bett. moom exemple là aussi am na tuuti coow. waaw avertissement la ko gagné waaw li ëpp ci yim ko génne yëpp nag ren li ëpp yim ko daan. mi ngi naan daan na ko 8 fois mais dafa mel ni 8 fois yi 2 yi la ko ci. waaw mais yi ci ëpp da koy génne par avertissement mais ba tey loolu ci règlement yi la. ci règlement bi la bokk mais bu la ci koy daxalaaj maa ngi dama ci démb lu rafet di ko rafetlu. promoteurs yi nañuy bàyyi xel bu ñu amee bés gis naa démb coow am ñu jóg ak seeni bagages. làmb dafa am lu muy àndal mbooloo mu tolloolu boo leen dajalee da ngay jóg am na xam ne seen làmb du toj mukk ndax dañuy dellu nag ca cosaan jóg gi biteel mais gars yi dañuy même bëri yi ñuy bëri arène làmb dañ ci def ay ñaan doo dajale mbooloo mu tolloolu rek dajale say base ak sa suuf ku ne dem làmb dañ ciy defi ñaan c'est important en tout cas ñi ngi féliciter encore une fois Alpha ci saison bi nga xam ne def na ko ànd ko ak la Sen TV di ko sant di ko gërëm ci initiative yi mu jël alors association pour le développement de Réfane ñu ngi organiser un grand gala de lutte le 20 juillet 2016 ci terrain municipal bu Réfane mu nekk nag drapeau Nguy Ndour directeur de cabinet du maire de Réfane grand combat ba Boy Ndengler bu Bawol moo ca daje ak Boy Séréer écurie Thiès combat spécial ba ñu tuddee ko le grand promoteur Fallou Faye Ali Baba el mbit école de lutte Mbita Ndiaye moo cay daje ak ñaas bu Bawol mbooloo trophée wulli waat mu delloo ko ki nga xam ni mooy soxna na fi Fallou Fall delloo waat ko ni ko lépp yow laa ko delloo soxna si armée bu Bawol moo cay daje ak trompeur bu Cheikh Mbaba am na fa yeneen compas Boursine bu Bawol ak Adama bu Bawol mbooloo Marley bu Bawol contre Nokia ak Bada Dione Roubé bu Bada Dione contre Oninga bu Parcelles mbooloo. Laaj Malick ma ñëw ci programme yi ñoom soriwuñu xam nga bu ñu ci korité gi ba mu am fukki fan ak juróom ba tey ci Réfane la. grand combat bi mi ngi dox ci diggante Nokia mooy dajeek Cheikh Niang. doomu Boy Niang beneen combat bi dox ci diggante Pape Morlo bu Plateau mooy dajeek Béton Noir bu Xombal bu Boy Sine dajeek Grenade. Nokia numéro 2 bi la dajeek Super Jamono Mbës dajeek Modou Séréer Lagros bu Bada Dione dajeek Sogodor waaw léegi Pape Mbaye dajeek bébé Cheikh Mbaye mais lépp ci Réfane lay doon xam nga Réfane yàlla day def bu ñu korité dañ fay toog léegi 2 semaines te gox bu ne day am lamb c'est important en tout cas Bawol yëpp ñu ngi leen di nuyu di dalal nag kenn ci Bawol di Bawol bu mag bi nga xam ne mooy le promoteur international dépassé Sénégal dem ba Côte d'Ivoire tot Abidjan dellu siwaat fas yéene continuer liggéeyam ci li nga xam ne moom lay def waaye nag mu ngi tëj saison muy Assane Ndiaye le 19 juillet ci la koy tëj mu nekk 12e édition drapeau madame Aïda Mbodj l'honorable député ñu ngi koy nuyu madame le ministre ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di jigéen ju mën góor di jàmbaar am fit nangoo liggéey jege ay mbokkam Bawol bëgg ko Bawol jël ko boot ko roganti ko kooku nag digganteem ak ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye 12 ans du benn bés mais Assane aussi muy teral ki nga xam ne mooy Mbaye Dione di le maire de nu mu tuddati Ngoundiane 6e édition la waaye 3e édition drapeau Dioni 2e édition la tribune 100 francs rek lay jar nga liir loola neex information générale nga wëlbati ca gannaaw dem ca sport ba bëreeg football ak lamb ak basket ak lépp a ngi ci biir macha allah ñooñu moom li ñuy bind seen i xalima lu ñu bind ñëpp teg ci loxo ñooñu nga tudde bés bi. jërëjëf Malick maa ngi lay nuyu di nuyu Père Max di nuyu Sénégal yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi. sant yàlla julli Yonent bi sant suñu ñaari waajur sant Serigne Touba bu baax. sant suñu Fallou Mbacke bu wër. di ziar Cheikh Abdou Karim Mbacke. borom ma Karim waaw ñu ngi koy ziar maa ngi koy ziar bu baax a baax. balaa ñuy wari seeti ko samedi boobu. jaar ci Serigne Cheikh Ndindi. ñu koy nuyu sa xarit bi sama xarit maa ngi koy nuyu. ñu leen di ñaanal njaboot seen njaboot yépp yàlla teg ci loxo waaye yàlla yàggal leen fi ñu toog wéral seen i cër. jërëjëf sëñ Sidi Alxuraan sëñ Sidi Alxuraan suñu sëñ Sidi Alxuraan. waaw sëñ Sidi Alxuraan sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Khadir Dia Daaru Salaam. di nuyu képp koo xamante ne bii yaa ngi bëggee làmb di nuyu njabootu làmb yëpp. le 19 yàlla
réew mi yàlla def ci jàmm. Bawal wala clôture Bawal mbooloo. waaw le 19 Malick si kàttanu yàlla dañoo bëgg a wanewaat suñu bopp tëj suñu làmbu ak kaaka yi ba déwén ci kàttanu yàlla. 12e édition drapeau madame Aïda Mbodj ñan ñoo koy bëre. waaw diggante Libidor bu Ngunjaan moo koy bëre ak Giza bu Pikine. 6e édition drapeau Mbaye Dione. Noiro moo koy bëre ak Ngel Dione bu Ngunjaan. 3e édition drapeau Joni Joni mi xew ci jamono te lëmbe réew mi application vite fait. toj nañ réew mi waaw fii ba Abidjan ñu ngi fa di lëmbe. yematuñ Sénégal kese ñoom. léegi ña nga Abidjan ayca boobu. drapeau Joni Joni boo gisee ñu koy delloo njukkal dañuy jàppale ci yu metti boo gisee ci Abidjan bi sax dem na ba tar mu jàpp ci bu baax a baax. ñan ñoo koy bëre. diggante Mbaye Bey ak Amul Frein ñoom ñoo ak Amul Frein ayca ñu jëm ci 2e édition. la tribune dañuy jàpp quotidien bi nga xam ne moo saf ci jamono. waaw ñëpp man sax suba teel dañ may indil samay abonnement la tribune. su ma fa nekkee moo fa newul su ma ñëwee dinaa xoolaat li jàll yëpp. macha allah maa ngi leen di delloo njukkal mu nekk 2e édition. fête daal la nar a doon nga war ko clôturer en beauté ak groupe des médias ma leen di gërëm Malick. ndax nit boo neexee ak moom. ànd ak moom ànd bu rafet war nga leen a gërëm. groupe des médias dañ ko denc sax ba ñu tëj saison bi ba ñëw. ñu tiré bilan bi. gërëm ni ngi noonu di nuyu nag képp koo xamante ne bi yaa ngi jàppale Assane Ndiaye ba wala ndax ni ñuy jàppale. bëri na am na ñoo xamante ne bi jour mardi mais lamb kon mardi bii di ñëw maanaam mardi suba bi bu dellusee ca la ñuy tëj ak Bawol production semaine bi drapeau chef de l'État lay jëm Kaffrine. waaw boobu dinañ ci wax léegi moom am na lu ma leen denc. jour mardi boobu nag bu jàllee mardi boobu ba lamb yu tëj chaque jour am na lamb kon lamb tollatul ci ay samedi ak dimanche defal lu neex Sénégal loolu am solo ayca inshallah dinañ am occasion di nuyu nag maman Aïda Mbodj bu baax kooku suñu maman la suñu lépp la mais Malick drapeau Aïda Mbodj chaque année dañ ciy am ay jafe-jafe. suñ maman ak diggante maman ak Aïda Mbodj diggante la boo xamante ne bii nan ñu bàyyi rek ak moom. bu ci kenn dugg bu ci kenn dugg bu ci kenn wax loo xamante ne bii jaaduwul lépp luñ man dinañ ko def si drapeau am. mais chaque année bu ñu tëgg drapeau am dañuy xeex ay xeex yoo xam ne. day metti mais doo mën a wax. doo mën a wax. mais si kàttanu yàlla na ñu jàpp rek ku ñu jàpp ñu ñoog maman Aïda Mbodj ku ñu bàyyi ñu ak moom. loolu leer na loolu démb la tey di nuyu nag Mbaye Jonn bu baax daf ñuy jàppale biir ak biti nit day dem ñu ne dem ci moom xam nga ñun dañoo baaxoo bu ñu laalee benn affaire rek ñëpp daw dem ci. donc ñun lépp rek dañ koy teg ci yar ak ay teggin ak jubal. ak liggéey rek. yaa ngi dégg ak liggéey gëm suñu bopp. jërëjëf Assane maa ngi gërëm Mbaye Jonn bu baax di gërëm waa Joni Joni di gërëm la Tribune na ci Sénégalais yi jàpp nag. muy suñ boisson XL bi. jërëjëf maa ngi koy wax gars yi. bu ci gënee jàpp bu la neex naan. kii buñ ci gënee jàpp. lu raw Modou Lo Gris Bordeaux sax dinañ ko fi teg. dinañ ko fi teg lu leer la ayca Max yaa ngi ko doon junj léegi. di gërëm nag waa Tamaati Podor. suba fa lañ war a def face à face bu rëy. liñ dajale yëpp suba fa la ñuy clôture. d'accord ayca Assane jërëjëf. tamaate yooyu may ma 2 minutes na ma ci jël gaa yëpp sama góor jàpp gi aussi bi bala ma woon ñibbi suba dinañ ci wax lu leer maa ngi gërëm Sénégal gépp di jox ñëpp rendez-vous rek le 19 lépp luy làmb luy aada cosaan Sénégal nañ ko fi teg. ci gërëm ñu nuyu waa Côte d'Ivoire waaye nag bul xaabaabal Assane ayca jërëjëf yaa moom télé Sénégal yëpp daal jërëjëf ayca drapeau chef de l'État Max Mbargane di 15 au 17 maanaam ajjuma samedi dimanche bii ñu ajjuma samedi dimanche bii ñuy dëgmal li jox ma image yi ñu waxtaane drapeau chef de l'État boobu ayca drapeau chef de l'État ngi noonu. waaw bii Fatick la woon bii Fatick la woon moo nekkoon dernière édition bi. mooy bu mujj bi bii Fatick la woon. bii Fatick la woon. ayca léegi nag région yëpp ñoom ñooy daje foofu. ñooy daje 14 régions yi. 14 régions yi muy le kañ. muy le 15 ba le 17. le 15 ba le 17 ajjuma samedi dimanche bii di. ajjuma samedi dimanche bii di ñëw ña nga kon. Kaffrine ànd ak toutes les régions du Sénégal ci drapeau chef de l'État. drapeau chef de l'État nekk lu nga xam ne CNG moom lañ ko jox pour mu koy organiser. mais dafa fekk ni lu ñu tuddee njiitu réew mi dañ ko war a dooleel dañ ko war a darajaal jox ko jëmm ji mu war a am. président dina ci jàpp. ministre des sports dina ci jàpp mais les sociétés nationales dañu war a jàppale CNG pour que drapeau chef de l'État nekk un rendez-vous bu mag a mag mag ñëpp sawar ci ñëpp bëgg cee dem parce que mënuñu tuddee daal le président de la république ay société nationale nekk fi te duñ ci dugal seen loxo di seetaan kon ñëpp nañ ci dugal seen loxo gan yi bari nañu CNG ñoo leen war a dalal ñoo leen war a transporter ñoo leen war a dundal loolu yëpp incha allah ci njiital président Alioune Sarr ñëpp dañ ci war a nekk mu nekk un grand succès lu ci ñëpp jàpp incha allah ñu ngi ciy woo la LONASE le port autonome de Dakar ñoo ñëpp dañ ci war a jàpp ñëpp rek ah ñëpp rek parce que daanaa gis yooyu bu daan am sax
nga ne saison bi xat na mais jàppal ci 5 millions bii. saison bi xat na waaye jàppal ci yooyu daana am alaaj. daana am te it nag lu ñu tuddee njiitu réew mi loo mérité na lu ëpp. mérité na lu ëpp loolu kon nag na ci ñëpp jàpp ci kàttan yàlla ñun ñëpp ñu daje fa ndax dara dootul am ci période boobu rendez-vous bi Kaffrine la dara du am ñetti fan yooyu yëpp fa la ñuy nekk def drapeau chef de l'État dellu si nag bu ñu dellu see nag moom rakkaaju la ñuy def max. bu la neexee defal sa signature waaye koŋ-koŋ bëre muy bëre dóor ba ca simple kenn ñemewu ko ci ñetti fan yooyu. Fallou Ndiaye dina tëgg bu ñu jógee drapeau chef de l'État. waaw Fallou Ndiaye mi ngi tëgg le 23 ak le 29. le 23 ñu mu tëgg. le 23 mi ngi boole Forza mooy daje ak l'an 2000. cey le 29 mi ngi boole doomu Jalaaw ak kii waay ak Yanda ak Yanda doomu Jalaaw Yanda est-ce que du mooy jiitu. déedéet Forza bee jiitu. Forza la 2000 maa la wax loolu le 23 la. le 23 ci lu mu la wax takkal téere waaye tamit Serigne Modou Niang mu ngi jëm ci drapeau président de la République delloo njukkal maître Abdoulaye Wade. feddali kóllëreem digganteem. kooku le 27 lay doon diggante 13 ndiir mi nga xam ne jeexal na xale yi. ak retouru Eumeu Sène Junior nga xam ne ci ndam la jóge ci diggante Sénégal ak Malick. cey muy delloo njukkal ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade waaye di feddali kóllëreem digganteem ak président Abdoulaye Wade waaye tamit. bu la neexee taañaa ñañal de. Alioune Gueye. waa le 22. Kanjey ñëw. Kanjey ñëw. diggante Dumbul ak Mame Balla no recul. waaye tamit Salam Yaakaar production. loolu lépp seen TV lay xewee Lili. ci diggante brise de mer ak xale bi lëmbee réew mi. Reug brise de mer 3e édition drapeau monsieur Omar Gueye. ministre de la pêche et de l'économie maritime. kooku yi tamit incha allah le 21 juillet lay doon. waaye maa ngi toog ak góor gi étudiant bi nga xam ne mi ngi INSEPS di def jàngam waaye di ko boole ak bëre démb ma nga woon fa nga xam ne mooy Pout mu jël fa ndam ci kaw kan. ñu ngi lay nuyu mais Malick Thiandoum ku fóotal mbëtt roccel bar ndax nag mënoo tëgg làmb yooyu tëb yeneen yi nañu résumé rek jàll ndax le 24 diggante Yékini ak Lac de Guiers le 30 Siteu mooy daje ak Sa Thiès. ak Sa Thiès merci beaucoup Max merci. père maa ngi lay nuyu maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di nuyu wax Max Mbergane bul gars yi di wax rek grand combat ñàkk koo seetaan wóoru waaye sama ñaari père yi aussi ñàkk leen déglu wóoru dëgg la merci beaucoup alors góor gi démb yaa ngi woon Pout koo doon bëreel maa ngi doon bëre Tapha Tine bu jandeer waaw nga daan ko waaw moo nekkoon sama premier grand combat nag moo nekk et puis li ci neex Max mooy premier grand combat waaw yàlla defal la ci ndam noo ko daane dama jël tànk mu bës ko mu toog vraiment mu nekk lu nga xam ne dañ koy ñaanal mu def carrière bu am solo parce que étudiant la encore une fois sport étude du rek bëre ak du rek jàng ak football jàng ak athlétisme non jàng ak bëre dafa war a ànd moom option daf ko def sport de combat tey yàlla dogal na mi ngi INSEPS xëy na jénnagul yaa ngi ci ban année maa ngi 4e année ren donc ba pare mi ngi ko booleeg di bëri waaw d'ailleurs sax suba sax dama am examen basketball ca kon gaaw di nuyu sama professeur basketball waaw damay profité gërëm ñi ma jàppale si combat bi parce que combat bi ku si mel ni sama waa écurie d'abord laay tàmbalee suñu président écurie Maam Ñaaw samay coach su Buri Ndaanaan Baye Ma Ndiaye ñëpp maa ngi gërëm mbër yëpp lu ko dalee si doomu Dango ba si Laay Cissé ku si gën a ndaw maa ngi gërëm aussi ku si mel ni sama fans club bi Tëngéej di gërëm aussi président fans club bi Pape Sène ak ñi si des ñëpp waaw su ma naree lim day bëri maa ngi gërëm PR bu Dakar jàpp na sama combat bi trop sax maa ngi koy gërëm bu baax kooku sama papa la ma am combat ak ma ñàkk am combat yëpp daf may jàppale PR maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm maire Ablaye Diop bu Sédhiou monsieur le maire de Sédhiou jàpp na sama combat bi bu baax sax maa ngi gërëm Thierno Ndiaye mooy sama président fan club d'honneur commerçant marché Tëngéej maa ngi gërëm maman Waré su may dem làmb moo may jox oto solol ma gasoil ne ma demal bëri daan maa ngi gërëm Papa Mame Boukari Samb di gërëm directeur COUP université di gërëm ak waa COUP yëpp ñoom Khalifa Diagne ak ñëpp maa ngi gërëm waa Kekendo université di gërëm étudiants yëpp sama waa école waa INSEPS maa ngi gërëm Ndey Kumba Diaw di gërëm Babacar Fall Valda di gërëm sama grand Cheikh Fall douanier sama tonton Maxu Joal maa ngi gërëm groupe yi nekk sama koñ waa remonté waa kii di gërëm aussi père mooy recto verso nga ma indil de dañuy sonn sama combat bi di gërëm waa amical INSEPS bi yëpp waa amical INSEPS ak étudiants yëpp di gërëm sama benn grand bu ñu naan Seydou Diallo da jàpp sama combat Seydou Diallo maa ngi lay siyaar bu baax mu gaaw boy di gërëm étudiants yëpp professeur école di gërëm waa Casamance man dama bokk Casamance d'ailleurs Balla Gaye li mu fi doon wax yëpp maa ngi koy déglu mbaa di mandinkool mbaal kontoon na fam Sédhiou Nkol Sakar Janna Malari Binako Chérif Marsassoum
mbaal bee kontoon na mbaal daan la aliye maa koy duwaal aliye duwaa kafu incha allah bébé Sonia di gërëm sama grand yu si mel ni ñu ne Casamance aussi ay Ibou Ciss ay Ndiogu Ciss ay Bakary Konté ay ñoom ci di gërëm aussi sama yaay sama yaay Tamarem Ba mu am mère boobu moo ma yor ça fait léegi 8 ans jooy ma xiif jooy ma mar di gërëm sama yaay Tamarem Ba sama ñoom grand ñoom Abdou Ciss waaw naa munaas ma gën bu baax sama mag sa si man rëkk te du ma rëkk jërëjëf merci beaucoup donc on est arrivé au terme de cette émission te du ma rëkk dafa dégg Aïcha Max indi excellent ci cëppaandaw émission bi xam naa ne waxtu wi ñu joxoon jeex na tàkk waaye li ñu ci waxtaane yëpp am na solo man nag ki nga xam ne moom moo fi jaar xaaral ma dindi sax mooy Taïf Couture Taïf Couture nga xam ne tey lu am solo waaw marché Savanel Couture le fils de Double Less l'enfant de Malifara waaye tamit l'enfant de Guédiawaye muy préparé lu am solo jëmale ko ci caravane bi nga xam ni daf koy def at bu jot ren nag mu am coppite yum ci indi loolu dinañ ci waxtaan ak moom waaye mu feggoo ak Max Mbargane xam ngeen ni Alpha Production jox na ndéwénal lu am solo ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu lutte traditionnel teg 2 millions tudde ko docteur Macoumba Diouf loolu Max ma nga fa woon bu ñu dëxëñee loolu yëpp daal di buural ci li nga xam ne moom mooy émission bi Max Mbargane dëgg la Alaaji Malick ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di baalu ñëpp àq ci koor gi ñu génn di baal ñëpp àq di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm yàlla mën na ko yàlla na ko def li may wax rek wax nga dëgg xam nga nit ñi doon nañ am njort ci ne bu ñu naanee ndox dañuy delloo buum ca booy ba wax nga dëgg Alpha joxe na ndéwénal face à face yu mag am na ci waaye loo ci mënti dégg grand combat ñàkk ko seetaan dara wóoru ci Alaaji Malick grand combat ñàkk ko seetaan dara wóoru ci ñu toog tey ak le grand champion muy Balla Gaye 2 wax naa leen ni duutul ku ñuy présenté mu nekk xale bu nga xam ni li mu def ci làmb ay moroomam ñi ko ci def bariwul parce que juróomi at mu def ci lépp lu mu ci war a def képp kuy champion nekk fii tolloog moom jamono mu am nu mu jëflanteeg yow daan la waaye tamit ki nga xam ni moo doon daj dëpp gi nekk kang fóore gi di Yaxya Diop Yékini roi des arènes pendant 15 ans kenn daanu ko moom moo ñëw daan ko jël raay roi des arènes loolu rek doy na way waaye bëre naag ay moroomam bëreeg ay magam dégg daal yi ca ba nga xamante ni war na ko caa dégg àll bi lëndëm lool mu xuus ci di jàll nekk doomu Casamance fier de l'être nekk doomu Guédiawaye fier de l'être moo tax li nga xam ne moom lay def at bu jot li ko gën a soxal tey li gën a nekk ci xolam mooy jàmm dellu si ca Casamance loolu ci lay dox ci lay wax ndaxte moom icône la moom exemple la moom itamit référence la di doomu Casamance mu ni man bala maa am lu ma neex jàmm dellu si ci Casamance qu'on dépose les armes que la paix revienne en Casamance moo tax mu daan def caravane boobu tuddee ko caravane de la paix ren nag mu am coppite ndax 72 heures pour la paix et le développement en Casamance ñu war ko def du 21 au 23 juillet 2016 waaye bi yoon fii ci Guédiawaye la lu waral coppite yooyu ginnaaw bu Balla nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi ci côté boobu Balla ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Sen TV. waaw Malick maa ngi lay fay di la nuyu bu baax a baax ak suma papa Max Mbargane di leen jaar di leen balaax di ñaan yàlla boole ñu baal ñu ñëpp ak mbooloom jurit di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu suma sëriñ suma xarit sëñ Bassirou Bara di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér di nuyu suma mbokku Casamance yi ak mbokku waa Guédiawaye ak supporteru Balla Gaye numéro 2 yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna rek maa ngi leen nuyu di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay. alors ñu jëm ci caravane bi bii yoon ñu def ko 72 heures mais jénnuloo Dakar pour dem sillonner la région naturelle de Casamance da nga ko def ci fi nga xam ni moom mooy Guédiawaye ñu ciy xaar waa Casamance waa Waalo waa Gambie waa Mauritanie waa Guinée-Bissau ak ñëpp ñi nga xam ni dañuy safoo Balla Gaye te jàmmi Casamance soxal leen lan moo waral coppite boobu ren jénnuloo est-ce que li nga bëreewul daf ci joué wala la non même bu ma daan bëri dama daan bëri daan ba pare yàlla dogal ma dem def ko Casamance. mais ren opportunité yi dafa bëri ba nga xamante ne tey boo nee Casamance moo génnee Sénégal. Sénégal mooy Casamance. Casamance mooy Sénégal. benn la parce que lépp benn la. lii ñoo faire la force. mais aussi tam ma lay xamal ne boo demee tey Guédiawaye doomu Casamance mu ngi fa doomu Joola baa ngi fa doomu Soose baa ngi fa. boo demaa tamit Grand Yoff aussi tamit c'est la même chose nga dem Thiaroye c'est la même chose tey doomu Casamance yi nekk fépp fu ñu nekk si àdduna ñëpp tey am lu ñu doon xaar ren yàlla dogal bëriwuma ñu changé idée yi
yokk xel yi yokk xalaat yi. gis nga image yaa ngi noonu mu lay fàttali li nga xam ne moom mooy sa région naturelle ak caravane yi nga daan def autorité Casamance yëpp jénn population Casamance jénn ngeen jël gerbe de fleur bi sànni ko ci biir dexu Casamance gi loolu yëpp di wane ni yow tànku jàmm yàgg nga ko dox ci Casamance def nga région naturelle bi yëpp mais bi yoon indi nga ko fii. waaw bi boo gisee ma ñëw def ko fii doomu Casamance yi dañoo fay nekk mais nag taxul tamit aussi tamit ñoom ñu nekk fii rek ñoom ñëpp dañuy ñëw ak ñuy jógee Casamance aussi tamit dañuy ñëw kon ni nga ko waxee léegi ñuy jógee Guinée Bissau ñuy jógee Gambie ñuy jógee Mauritanie ñuy jógee fu ne waaye rawatina bi ren ji dafa nekk spectacle boo xamante ne ci doomu Casamance yi wala la paix en Casamance la ñu ne tey loo xamante ne Sénégalais yëpp dañoo bëgg aussi tamit ñu gis ci seen bopp waa Guédiawaye gis ci seen bopp waa Sénégal gis ci seen bopp waa Casamance gis ci seen bopp waa Guinée gis ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp moo waral tey ñu indi ko fii. alors mu nekk lu nga xam ne am na innovation de taille parce que bu ñu gisee ci alxames bi li ngay njëkk a def ginnaaw bu ñu ñaanalee suñu way dawle yi wàcce kaamir ñaan jàmm wàcc Casamance ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci conflit bi yàlla xare leen ajana buñ ca jógee da ngay inaugurer monument arrêt Double Less parce que arrêt Double Less yàgg dañ ko dégg Double Less lu nekk def na ko ci réew mi waaye amagul dara lu ñu mënoon ni dut baaraam ni lii kat dañ koy mandargaale champion boobu di Double Less def lu nekk au Sénégal et en Afrique tey ngeen jël monument bëgg ko tuddee lu waral lu ne mel. waaw sant yàlla xam nga nit ku nekk da ngay ñaan liggéey bu am njëriñ ci sa réew nekk mbër rek du tax a ñàkk solo sa biir réew. dëgg la leader opinion boo ko déggee mooy da ngay am njëriñ. ci sa biir réew parce que sport rek moo mun a boole. dëgg la sport nga mun a def tey ñëpp bëgg. xol yëpp tooy. suma papa nekk mbër man ba may dégg arrêt Double Less yàgg na ba tax na may dégg rek arrêt Double Less yàlla dogal musuma gis monument. musuma gis lenn loo xamante ne arrêt rek laay dégg. ma ne nag yoon la aussi tamit ma delloo ko njukkal en tant que papa. en tant que champion d'Afrique. tamit nit ñi bu ñu fàtte ne sama baay li mu def ci làmb yàlla dogal na ñëpp ay mbër lañ mais sama baay li mu def ci làmb am na baayu mbër yoo xam ne defuñu ko ci làmb bu wax bi ñaawee tamit si nañ ma baal ci kàddu parce que du ko liggéey nañuy am ci rek waaw Père Double Less waaw dama jum waaw représenté na réew mi fu nekk raaya bu nekk indi na ko ci réew mi hymne national du Sénégal rëkkalu na ko bitim réew ndax jaloore yi mu doon def kon tey mérité na reconnaissance su àdduna bi reconnaissance su réew mi waaw mooy li ma la wax rek ñu baal ma ci kàddu bi ni ma ko waxee xëy na dama jum mais ba tax na mooy li ma la wax li mu def ci Sénégal def ko Afrique rafet na tey li ñu ko waroon fay yëpp fayuñ ko mais man nag li ma mën ak li ma xam ak sama mbokk yi ñoom bu ñu ñëwee ñu gis monument boobu ñu xam ne doom teral na baayam te doom ju nekk aussi tam da ngay ñaan yàlla teral sa baay dëgg la teral ko biir teral ko biti donc alors bu ñu jógee ci loolu ñu war a def marche blanche muy nekk xam nga weex ku ne xam na ni dafay symboliser jàmm ndax bu ñuy wax jàmm drapeau blanc moom la ñuy tàllal bu ñuy wax jàmm dañuy bàyyi pitax yu weex ñu naaw loolu yëpp di symboliser jàmm bu ñuy wax jàmm ci l'islam yi tamit drapeau bu weex boobu daf koy mandargaal tey ngeen war a def marche blanche à travers les artères de Guédiawaye pour sensibiliser waat soññi waat nit ñi ci ñu delloosi waat jàmm ci Casamance. waaw loolu mooy lu normal nit sax balaa moo def benn activité day fekk mu am jàmm parce que fii lañ ko fekk fii lañ ko bàyyi tey nit mënul def activité te lekkul ba suur wala xelam dalul bu yàlla dogalee aussi tamit kon li nga ko waxee léegi ñëppay def marche def tout blanc def jàmm ma ànd ak samay mbokk ñëpp ñëw ñu ànd def blanc ay surprise yoo xamante ne yoo xam ne mënuñu koo wax mais bu wës baa lu rafet lay doon di ngeen xam ne lépp dëgg la waaw te tey le sport au service de la paix et au service du développement de la Casamance loolu la ñuy wax Max muy lu am solo ndax tey làmb ku ne xam na doole bi mu am Balla Gaye li mu représenté ci Casamance xam nañ ko li mu représenté ci Guédiawaye xam nañu ko li mu représenté ci sport au Sénégal xam nañ ko wax na ko leader d'opinion la personnalité la ci wàllu wi mu nekk muy woote jàmm ni mankat balaa may def dara sama xol sedd na ci jàmm jiitu kon loolu am na solo jiitu jàmmi Casamance. waaw xam nga loolu initiative boobu dañ koy rafetlu. ndax depuis bi mu ko commencé di ko def suma jumul bi mooy 6e édition bi su ma jumul. xëy na it ma jum. mais loo ci mën di dégg moom dafa juddu fekk fi loolu. dëgg la kon bu ci juddoo ba gimmi di doomi foofu gis ne
ñëpp a ngi ñaan jàmm rawatina moom fi bokk te it boo waxee ñu déglu ko ndax porteur de voix la. ba nga xam ne moom la ñu xamoon démb ak bërki démb. ça veut dire que teg nga sa bopp ay coono yu. waaw mënul ñàkk parce que làmb ma yaakaar. samay supporters yaakaar ma sonn ci man. ba tax na man dama leen yërëm sax yàlla xam na loolu. parce que bëggeel bi moo doy waar. da nga yaakaar ne sax lii làmb jaru ko te non làmb moom jar na lu ne. mais mbëggeel ci nit dafa metti dafa fort ba tax na man mënuma leen fay tey mënuma fay ëllëg bul yaakaar ne ñun ñoo ngi toog maa ngi waxtaan ak fan sa club bi chaque jour maa ngi waxtaan ak samay am di jàmm maa ngi waxtaan ak samay nit maa ngi waxtaan ak samay kilifa bàyyiwuma dara. du ma fi nekk di ko wax nag. waaye li am solo mooy retour bi dana neex. te retour bi sax bu ma soñoon. stade amitié laay xeex parce que loolu dafa maa wóor. dina neex de. waaw man. dina neex bëggatuma bëri stade Demba Diop stade amitié laa bëgg a bëri. loolu moom lu leer laa la wax. parce que maa ngi gërëm samay supporters yëpp. maa ngi gërëm waa Géejawaay maa ngi gërëm supporteru Balla Gaye numéro 2 yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. waaye ñëpp am na ñoo xam ne dañ ma leen xamee. ku ci mel ni Mbaye Diop. Modou Fall Talla Meng Moustapha Diop Farba ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. ba tax na aussi yow tamit maa ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom ngay def. merci suma papa Maxime Margane maa ngi koy sant di ko gërëm parce que nit ku baax la. nit ku seen ànd bi dafa rafet. ba tax na ñu ngi leen di ñaanal jàmm. am wér am wérle. am mujj bu rafet. di leen wax jërëjëf aussi tamit ñi ma àndal suma encadrement bi maa ngi leen di sant ku ci mel ni Goudia bi gis nga liggéey bi muy dekk vraiment du nelaw guddi du nelaw bëccëg vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm. Chérina ñu ngi koy nuyu waaw Pape aussi tamit maa ngi koy sant di ko gërëm. Buru Géwël maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak sëñ Bakel ñi nga xamante ne aussi ak suma staff bi yëpp ñi nga xam ñoo ngi may poussé di ma jàppale. di gërëm aussi tamit waa Géejawaay parce que bis bi ñoo ngi koy waajal. ñoo ngi koy waajal tey jóge naa ci ministre sport vraiment li mu ma wax dafa sedd sama xol li mu ma jàppale dafa sedd sama xol. Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax parce que xam nga ni tamit. munoo def sport te mooy suñu kilifa. mu ñëw dara sans moom. mais tey wane na boppam ci li nga xamante ne vraiment. ñoo ngi koy sant loolu rek mooy force am. waaw man jeune laa ko jàpp naa jeune la. waaw jeune la boo xamante aussi moom li muy xelam moo yaatu macha allah. ak suma grand jaawa parce que moom it moom jàppale nañu. dëgg la ñi may jàppale ba maa ngi jégalu nag bu fekkee dama juum. am ñoom mënu bu dee sa xel demaat na ci kenn wala sa gars yi ñu ko le temps ñu xuus tuuti ci émission bi. Matar Ba li ma neex ci moom mooy wolof dafa ne fukki bant leen benn bant man leen a sàmm. mais fukki bant leen sàmm ku ne xelam. moom ba mu ñëwee kenn ku ci ne sa tolluwaay dala koo jox. dëgg la parce que gis nga jabootu làmb li ñu compliqué. mais gis nga ba mu yegsee ñëpp dañoo ànd ak moom. loolu nag li ko waral mooy ci ni mu mel la. ndax ku ci ne la nga yelloo daf la ko jox. dañ koy ñaanal rek mu yeggale alaaj ma. donc kon Balla daal say supporter rek say fans ak ñi bëgg Balla yëpp nañu patient. patient rek xaar patient bu wér te xam ne ñoom ñoo ngi xaar ñoom xëy na peut-être ku xamul waaye ñoom ñoo ngi fa nekk ba léegi. di gërëm aussi te Moulay Touré. patience la laaj xam nga la patience dafa am lu ci tubaab bi wax mu ni la patience est très difficile. waaye nag fruit ba nga xam ne moom ngay récolter boo patient we fruit boobu moo neex. li tubaab bi wax maanaam bu ñu toogee ànd ak dal ak teey ba Balla dellu si. la leen metti woon yëpp. waaw ñoom xam nañ loolu. kaar catuma suma bopp mais ñoom xam nañ loolu. ba tax na daal ñoom mooy li ma la wax rek ñu ngi ci lépp yàlla baax na. mais yaram bi fi mu ne loo yëg sa yaram. waaye métit yi nga doon yëg ak bagage yooyu est-ce que fi mu nekk nii macha allah. maa ngi sant waaye date yi ma lay jox nii. 2017. ba lu ko jëm. maa ngi ciy sant yàlla te dinaa ci sant yàlla. kenn du laal képp kuy suma supporter rek. jàppal ne yàlla baax na. yàlla baax na daa mel dafa am luñ la dee alors ñi ngi jëm ci événement bu yëy du rëy a rëy ñu def ci bërki démb liggéey bu am solo seetaan nga ko mooy open press bi mooy multiplex bi diggante Gris Bordeaux ak Modou Lo mu nekk combat bu nga xam ne événement la nag événement bu mag la waaw ban gis-gis la ci champion bu mel ni Balla Gaye am xam nga ma micro bi fii waaw événement la bu li ngay wax day am solo yow loo ci wax mat a gëm ndax ci biir làmb ji nga ne xam nga Balla Gaye bu baax xam ñëpp ak cadre Casamance yi ñëpp ñoo ngi jox foofu ñëpp rendez-vous. waa ICAS de Sédhiou war ci ñëw waa Bati Yaay war ci ñëw Allez Casa ak troupe traditionnelle yu Casamance yëpp mais aussi dinañ dem jour bu nga xam ne nag dañuy wane nag aada ak cosaan ñoom Kumpa ñoom Kankura yooyu nga xam ne mooy le 23 bi bu xëyaatee nag suba gi xëy le 23 bi wane Kumpa yi wane Kankura yi wane cosaan et Konkon
lépp et tout ça. bu gën a buy séeréer bu gën a buy ñëpp dinañ ñëw. waaw la ndaw lu neex ndaw lu neex kon nag Balla vraiment nga ci woo ñëpp. ñëpp ñi nga xam ne jàmmi Casamance soxal na leen mais axlu làmb aussi war na ñëw gunge la ci bés boobu. parce que li ngay def ñëpp ci war a jàpp. waaw c'est normal parce que tey sportif bi rek mooy li ma la wax moo koy def. sportif bi day boole mais du xaajale. ba tax na aussi tamit balaa ma wax dara aussi maa ngi gërëm monsieur le président de la république. Macky Sall. important parce que li ñu def nii aussi tamit ndigalam. ak xalaatam ak xelam bu rafet da ciy ñëw. ak jàppale ñu aussi day. ak gis nañu espace yi ngeen am Casamance di ko bay. li nga xam ne jàppale bi mu leen jàppale woon ci loolu gis nañ la ci àllu Casamance bi. nga ànd ak sa gars yi di xool tool yi. di xool tool yi yooyu yëpp tey ginnaaw yàlla ci loxoom la. Marième Faye Sall aussi tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que. saa ñu dem day jël ay ceeb ay duulin ay moyens ñu koy jox ñi nga xam ne néew di doole yi la foofu. ba tax na ñoom mënuñu leen bay ñàkk gërëm. di leen sant di leen woo aussi tamit ci bis bi. te nga xam ne président jàmm moo ko ñor kon nu mu ñoree askanu Sénégal nu mu ñoree askanu Casamance donc nag vraiment ñoo ngi jox ñëpp rendez-vous di sant ñëpp di gërëm ñëpp di invité sportif yëpp nag. ñu am combat donc dañuy xam ne am nañu combat mais ñoo amul combat maa ngi woo ñëpp ñu ñëw te xam ne doomu sénégalais bi moo koy def. du doomu Casamance amul xaaj ak seen séeréer joola mandinké bàyyiwuñu kenn tukulóor bambara. séeréer yi sax ñoo fa war a jiitu waaw sama mbokk séeréer yi ñoo fa war a jiitu ndax ku nekk xam na diggante séeréer ak joola ndax li nga xam ne moom la ñu tuddee le mythe fondateur entre Agen et Jambong ñëpp xam nañu histoire boobu ni nga xam ne noonu la demee ñaari seex la ñu woon ñu ànd ci benn barque dugg ci dex gi mu xar ñaar kii jaar fii kii jaar fële kii meññ joolaa yi kii meññ séeréer yi moo tax benn lañ boo gisee joolaa ak séeréer court trapu le visage long les yeux aquilins ñun ñoo ko nuróo rek alors donc kon daal vraiment na ci ñëpp ñëw parce que jàmm moom ku koy woote ñëpp la war a jàppale mais nag Balla bu ñu weesoo jàmm jekk affaire yooyu booy defal ma zoom tuuti ci sa waay parce que ku ko gis ak li mu sol nii ak macha allah état de forme bi mu am nii xam ne Balla toogul ni yàcc yaa ngi gàddaay bi dafa ànd ak liggéey non il faut ñu wax ci gàddaay parce que macha allah sportif bi moom mënul di ñàkk bañ a def sport. dëgg la parce que sport man mooy suma liggéey mooy suma métier lépp lu ma am ginnaaw yàlla ak yonent bi lii moom ma ko may du leneen ba tax na aussi tamit mënuma ko ñàkk bañ a def kon li nga naan ñàkk seetaan grand combat wóoru mais mbër bi aussi tamit nekk mbër ñàkk entraînement wóoru ci moom te ba tax na ñun dañuy liggéey rek ay xale lañu mooy li ma la wax sànq rek kon dañoo nekk ci liggéey ñu taxaw fi di ko wax wala lii ak lii waaye li am solo mooy 2017 2016 parce que ñu ngi si 2016 2017 2017 2018 en tout cas ba li dem yëpp Balla Gaye dina ko tàngal dina ko neexal te bu soobee yàlla baax na. li ma koy laaj mooy est-ce que amul promoteur bu wax ak yow ci ku daan ci diggante Modou Lo ak Gris. non amu ko ma seen affaire. tey bu baax micro bi. xam nga Max dafa garaaw Max ji la ci dàmba la fu ne lay dugg te des fois day for lu mu for. xam nga moom mooy làmb. moom mooy làmb ñu bëri xamuñu ko waaye man dama ko xam dégg bu may bëri ba pare. dëgg la moo tax bu waxtaan làmb damay toog di ko déglu. yéen ñaar yéen yow. waaye père kenn waxtaan ko. waaw kon baax na kon dañ bàyyi waxtaan ko yow daal yaa ngi daas fanaanal yaa ngi daas fanaanal xam naa ne yaboo say fans yaboo say supporter bay dellu si di yor for bu cere tey coono yi ngay daj metti na Balla ku ko xam ku la xam jamono yële ak li nga jógee métit yi nga xam ne moo tegu woon sa yaram tey ñu gis la tubaarkàlla nga mel ni nga mel nii ñu gis Balla Gaye bu ko defee nag te gis nañ ne depuis bi mu ci yëngu ba léegi yàlla nga ko ciy defal ndam ndax gis nañ ne mbir mi ngi saafaraw dañu bëgg nag mu saafaraw une bonne fois pour toutes ndax jàmm ji képp même ñi dëkkul Casamance kuy sénégalais même ñi ne bitim réew bëgg nañ jàmm ji kon duñ def lu dul di ko ci ñaanal rek mu am ci ndam comme nañ ko daan ñaanee yàlla na ko ci yàlla defal da koy njortam ndax jàmm ji nag bu la ci kenn ak Alaaji Malick Sénégal yëpp ko bëgg jàmm ji Sénégal yëpp ko bëgg te Casamance dafa nekk le poumon économique du Sénégal man dama bëgg Casamance j'aime la région naturelle de Casamance su ma duggee oto romb Casamance gis àll bi ak potentialité yi fa am ak ni mu neexee ak waa Casamance ni ñu bëggee doomu aadama ni ñu bëggee liggéey ni ñu fonkee liggéey fonk yi tamit nit
ñooñu je crois que tey bu jàmm amoon foofu niveau de développement bi ñu nekk dinañ ko dépasser bu yàgg mais boo xoolee suuf sa fa nekk ñu war ko exploiter tey ay mine antipersonnel nekk fa ñëwee wu ñu dem ci àll bi pour exploiter ko nga xool tey jàmm ji li ko bloqué li nga xam ne bu jàmm ñëwoon lépp dina ubbeeku ci Casamance loolu yëpp tey je crois que kenn ku nekk war nga ci xar sa tànk tubéy moo tax ci ajuma ji dinañu wonewaat encore taar ak koom-koomu région naturelle Casamance parce que dina am exposition ci figure ak site historique yi nekk Casamance. dina am également promotion touristique de la Casamance parce que la région naturelle de Casamance dafa nekk une destination bu nga xam ne c'était une destination privilégiée ci wàllu monde touristique bi mais ñu dem ba conflit bi tax ba tourisme bi xaw a dolli gannaaw ñu bëri bëggatuñ fa dem nga gis sax yenn sites yi ñu ciy bind destination Casamance déconseillée mais man dama fa dem daje ak ay acteurs am na ci ku nga xam ne Annie Dupéret un grand artiste un grand acteur de cinéma français ba ma ko gisee daf ma ne Malick je me sens plus en sécurité en Casamance que dans les métros à Paris donc xëy na la ñuy wax yépp sax nekkul foofu ci wàllu ñàkk jàmm mais jàmm ji du doy jàmm dañ ko war a gën a yokk gën ko suuxat jàmm du doy produits naturels yu jógee Casamance dinañ ko exposé waaye nag li ci ëpp solo ball mu nekk symposium ca salle de conférence bu Grand Théâtre ñu war ci waxtaane lu am solo waaw symposium boobu tamit aussi lu am solo dëggantaan mooy nekk symposium boobu parce que dañ fay kilifa yëpp dañu fa ñëw bëgguma sute seen tour ñëpp rek waaw mais ñëpp cadre Casamance yëpp jox nañ leen convocation pour ñu ñëw ci bis ba. thème bi nekk regard croisé sur le processus de reconstruction de la paix en Casamance. maanaam naka la ñuy weccoo xalaat weccoo gis-gis ci jàmm ji nga xam ne moom la ñu nekk di ko suuxat pour que Casamance gën a suqeeku gën a delluwaat fa mu nekkoon ca place am. waaw mooy li wax rek kon temps ko tënk nga wax jëm cadre Casamance yëpp kàngam yëpp woon nañ leen ku sa xel nàcc. loo xamante ne dañ ci waxtaane pour jàmm am. pour ñu waxtaanee ko lépp doon benn. mooy symposium boobu nga xamante ne symposium boobu solo la. dañ ciy waxtaan suñu kilifa yi suñu papa yi ñoom ñëpp dinañ fa nekk kon ñoo ngi jox ñëpp rendez-vous ci bis boobu ndax bis boobu importance la ci ñun. dëgg la dinañ ci waxtaanee dinañ def état des lieux de 2012 à nos jours dinañu càmbari tamit lu jëm ci wàllu ban rôle la information maanaam ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci wàllu tas xabaar ban rôle la ñu war a jouer ci processus de reconstruction de la paix en Casamance parce que kenn ku nekk am nga ci cër rawatina ñun ñu nekk ci média yi parce que média dafa am doole te média tey lu ne mën na ko defar waaye lu nekk it mën na ko yàq kon nañu bàyyi xel ci loolu éducation yi tamit naka la ñu mën a def ba xale yi Casamance yi war a jàng ci jàmm tekki les cadres Casamance yi fi ñu jaar parce que Casamance li ma mus a neex ci doomu Casamance yi ma daan bokkal classe dañu ràññeeku ci xel mu ubbeeku dañu ràññeeku ci mun jàng macha allah kon tey l'éducation am na solo gala de la paix au Grand Théâtre ngeen war ko def aussi avec le grand Youssou Ndour. waaw kon ni nga ko waxee rek lépp ci jàmm la parce que war nañ fa dem génne fépp fi nga xamante ne jaar nañ ko ci Casamance. ci kilifa yu ñu jaar ak waxtaan bi nga xamante ne mooy symposium bi nga xam ne wax nga ko. ñu fa doon waxtaanee en Casamance ñu bëri xëy na peut-être amuñu chance pour fekkee ko wala amuñu chance aussi tamit pour ñu gis ko mais Grand Théâtre bi incha allah ñu ànd seeg suñu papa suñu xarit Youssou Ndour donc ñëpp dinañ gis li nga xamante ne Balla Gaye 2 fu mu jaar.